بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni danga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax الله أكبر الحمد لله. salaamaaleykum mbokk yi safoo di seen chaîne de télévision DTV rawatina seen émission dénkaane ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di yaakaar ne émission mi ngi leen fekk ci jàmm métier ba ma bàyyee mu liggéey mu jël mbas mi ci réew mi di coronavirus yàlla na fi jóg ñi ko jot a am yàlla ñu wér ñu ko amagul yàlla bu ñu ko fa am yàlla na fi yem suñu mbokk bi doon toog fii di soxna Zeynab Fall yàlla na suufu caaro yi sedd ci kawam yàlla na yàlla teg loxo ci njaboot gi mu fi bàyyi waaye it yàlla ñu yàlla may ñu sàmm kóllëre jëmale ci njabootam parce que am na solo Oustaz Mouhamed Diop nee na yàlla na yàlla def lu bëri suñu poche ak suñu pochette yi bu amee it duñ ko bañ bu doolee ñu jël maa ngi nuyu Oustaz Mouhamed. delloo fay maa ngi lay ziar. bañeen Adja Louise di la ndokkeel bu baax a baax. waaw di ma ndokkeel ci sama turandoo bi Cheikhouna ma tuddee doom taxkalla sama waay la nag. macha allah am nañu siisu fii di bañ ku nekk sa joon nga mu nekk yow mais man la. sama yaay de daa def croisé def nii xaw ma nag lan lay waaj a wax. non bu mu ci wax bu mu amu ci wax macha allah maa ngi lay ziar man dama lay ziar rek. ndax télé bi lu wóor te wóor la ñuy wax damay wax ji. li suñu télé fayaa fayaa de. ngénte bi damaa fa nekkoon. mais waxal lu wér te wóor. yow àddina ngi lay déglu. maa ngi lay ziar yaa ngi ci jàmm. bu baax sant naa la namul laa trop. Amadou lii mooy suñu invité tey Amadou. soxna si maa lay ziar. mbaa yaa ngi am jàmm ci waay ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. Awa soxna Awa. soxna Awa mi ci revue bi. am na yoo xam ne nag kenn du ko wax en direct man maa choqué sax dama taxaw nii mais dama waaj a toog bu ma déggee li nga wax léegi. mais yéen amoon ci benn preuve. Cheikh daal dina ñëw toog fii wax leen parce que maa leen di wax ngeen di laam-laame. yu leer naññ preuve palpable lañ ci am nii. maa fa ne woon de. ñoo ngi fa woon ñu nit de. journée yi xëy ak ñun. ni ñu xëyee sakkan na ñu dooree rek ak kër yëglekaay bii di Tribune moom nag mi ngi ñëw rek ci benn mobilisation bi nga xam ne rek waa Benno Bokk Yaakaar amoon nañ ko ci week-end bi fële ca Pikine mu mel ni nag la mu mujjee rek moo di ay xeexoo ndax rek ñu ngi nemmeeku ci boobule mobilisation gis nañ fa ay xeex yoo xam ne ci diggante ñi fare ci Benno Bokk Yaakaar ñi wax ni nag ki nga xam ne moo di maire Timbo moom moomee sax dañ koo mujjee rek génnee ci boobule xew-xew daal di koy yóbbu ñi nemmeeku nag ay gaz lacrymogène daal nañ ko tiré ci nit ñi def li ni mel rek nekk rek ñu dul garde corps yi autorités yi fa nekkoon nemmeefu tamit ay sànnante xeer ak ay chaise yoo xam ne dañ ko doon jël di ko dóorante ñoom ci seeni biir mu mel ni nag ña fa teewoon rek ci ay autorité bokk na ci Abdou Karim Sall Awa Niang Pape Gorgui Ndong ak ki nga xam ne moo di Dawda Ndiaye ba sax am na ñeent ndaw yoo xam ne nag daal dinañu am ay gaañu ba ñu yóbbu leen ci l'hôpital ngir rek mën a saytu seen wér-gu-yaram. gannaaw Tribune Adja Louise ñu dem ci les échos nag mi ngi desandi ba tey ci regroupement yooyee ñu nemmeeku ni waa Benno Bokk Yaakaar dañ koo def rek ci week-end bi ñu génn fii nag rek Farba Ngom moom nag mi ngi daal di rek joxoñ baaraam tuuma ñi nga xam ne nag ñoo faree ca Sonko ndax moom nag ma ngay wax ni dafa rek xaar ba ñu nekk ci jamono boo xam ne dañu nekk ay jafe-jafe ngir rek mu daal di jug mën a rek jéem a xool sénégalais yi ana nan rek la ñu leen di yóbboo ba ñuy def yenn yi ni mel fii ci réew mi loolee nag mi ngi xewe woon fële ca région bu Matam foofu nag la ñu nemmeeku waat dajaloo boo xam ne ñu faree ca Benno Bokk Yaakaar daal di nañ ko fay amal ba Farba Ngom daal di fay yëkkati kàddu yi waaye nag kii di njiitu réew mi moom nag mi ngi wax ni jamono ji nag dañoo nekk ci jamono boo xam ne dafa xaw a rek daal di métti waaye jot na yëkkati ay kàddu jëmale ko ci askan bi rawatina ci ñi nga xam ne rek moo di ci ndaw yi ba tax na sax moom mi ngi wax ni fii ak 2024 dinañ am 1 million lu tollu ngir rek doon loo xam ne day doon liggéey bu ñuy dox ndaw ñi ci réew mi
gannaaw Les Échos Adja Louise ñu dem ci Le Quotidien desandi fi ba tey ak waa Benno Bokk Yaakaar mu mel ni nag jamono ji ki nga xam ne rek moo di njiitu réew mi di Macky Sall moom rek dafa jug ay ak ñoom ngir rek daal di jàkkaarloo ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko mi nekk njiital Pastef ba tey ci Le Quotidien ñu daal di ñëw dem fële ca réewu Gambie di wax nag jamono ji gis nañ ni jaamaarloo bu métti moo fa am ci askan ba dëkkee foofu ba tax na lu toll ci 255 ci ay doomu réewu Sénégal nag jamono ji ñu ngi leen di surveiller bu baax a baax ngir rek ñu bañ a am ay jafe-jafe ci réewu Gambie googee nga xam ne jamono ji dañ fa nemmeeku tension bu métti bu fa am ba tey ci kër yëglekaay bi di Le Quotidien mi ngi wax ni nag gannaaw ba ñu dakkalee li nga xam ne moo di état catastrophe sanitaire dafa mel ni nekk lu ñu nemmeeku jamono ji moo di masque yépp dañ ko rek daal di tegandi ci suuf. gannaaw Le Quotidien ñu dem ci Source A moom nag mi ngi ñëw ci 22 personnes yi nga xam ne nag gannaaw bañ leen vacciné dañoo gis ni nag ñi daal di am ay effets secondaires mu mel ni nag ki nga xam ne moo di njiital PEV moom nag daal dina addu ci mbir mi ngir rek gën a leeral li ni mel ndax moom docteur Ousseynou Badiane mi ngi wax ni 16 yi nga xam ne doomu aadama yi ñu vacciné ci Sinopharm ak 6 yi nga xam ne AstraZeneca bi lañ leen vacciné te ñu gis ni dañoo am ay effets secondaires moom mi ngi wax ni amul dara lu mën a tax nit ñi daal di tiit te li ni mel na nag taxul ñu daal di am ay jafe-jafe ndax nekk na yoo xam ne dañ koy xaarandi gannaaw ñenn ci ay doomu aadama yoo xam ne buñ leen vacciné ba noppi dañuy faral di am li nga xam ne moo di fièvre wala sax li nga xam ne moo di métti ci fi nga xam ne lañ leen di vacciné wala sax ñu daal di sonn gannaaw Source A ñu jeexalee ak fi nga xam ne nag moo di Les Échos daal di ñëw ci plainte bi nga xam ne réewu Sénégal defoon na ko fële ca États-Unis jëmale ko ci Ousmane Tounkara mu mel ni nag moom le 31 mars bi nga xam ne la ñuy dëgmal dina ñëw rek ci li nga xam ne moo di sooxam waaye nag ñii di ay avocat wam ñoom nag ñi ngi teg rek ay mbir ngir rek ñu daal di bañ a jëlee ki nga xam ne moo di Ousmane Tounkara fële ca réewu États-Unis ngir rek daal di koy indi fii ci Sénégal mu mel ni nag association yu sénégalais yi dëkkee fële ca États-Unis jamono ji nag ñoom nag ña ngay dajaloo ngir rek daal di génnee benn fonds ngir mën koo dimbalee ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko kii di Ousmane Tounkara ba tey Les Échos mi ngi wax ni ki nga xam ne nag moo di Ousmane Tounkara di activiste moom nag bénéficié wul amul sax li nga xam ne moo di citizenship loolee nag moo di citoyenneté américaine moom nag kër yëglekaay bi mi ngi wax ni ki nga xam ne moo di Ousmane Tounkara am na ay papier waaye papier yooyu nekkul loo xam ne lu définitif la dafa am nekk ay papier yoo xam ne temporaire la lii nag moo gën a fës ci këru yëglekaay Adja Louise. am na solo ñu ngi lay xaar ci plateau bi Awa. léegi lay doon. léegi meraw. non day perturbé mais bàyyi ko borom jëget bu kooku. bu ko faale merci à moi. yow tey gisuma la nga noté de feuille bi ak big bi da nga ko faale. dama xam ne kat yow. bàyyi ba. maa ngi lay loo jàpp ci réew bi di nuyu Oustaz Mouhamed di nuyu suñu gan Amadou di ko ziar di nuyu sénégalais yi safoo di seetaan dénkaan di nuyu ñëpp li ma si gën a jàpp mooy affaire xeexu waa APR bi nekk Pikine nee naa leen loolu moom dafa rusul sax ci am réew yéen ñeen ñu jox réew mi ñu naan APR ñoo nekkoon di xeex ak ñi fa nekkoon ñëpp loolu moom ñu dañ ko talul sax waaye naa leen réew mi fi ñu toll ne ay xeex ak ay xuloo ay am ko indi ko moom dafa nekkatu ci réew Sénégal parce que on a d'autres choses à faire li fi am suñu kaw fan yi caadi sax laay wax mu nekk suñu kaw mënaguñoo fexe ba mu dem ñu ngi ciy nekk di ñaan ñu nekk fi di xeex xam naa ñoom réew mi ñogalu leen soxalu leen leneen moo leen soxal xëy na seen intérêt personnel moo tax ñu loolu waaye bu ñu xamoon fi réew mi toll ak jafe-jafe askan bi ni ñu toogee duñ nekk di xeex ak ay xuloo et puis maa ngi dégg aussi ñu ne Farba Ngom mu ngi xawma lan lu mu def sax Farba Ngom mu ngi mobiliser xawma lan ñoom bi yëfi amee man gisuma benn ministre Macky Sall wéetoon na trop bi Ousmane Sow bi ñu jàmmaarloo population bi noonu gisuma benn ministre bu wax gisuma ci kenn président moo wax parce que amul premier ministre léegi ñoom fan lañ nekkoon ñu xaar ba léegi yëfi sedd ñu bëgg ñu rey naan dañu mobiliser borom kër su waxee kañ surga yi jarul ñuy wax non mais am nga ku la waxal balaa ñuy wax ñoom fan lañ nekkoon bi réew mi commencé di tàkk moom fu ñu nekkoon ñii dañoo waaf ñii doon dem tëdd seen kër ñii bëggoon a génn réew mi ñun leen du ngeen dem fu ñu nekkoon wéet na gis nga nit ki su ngeen dee ànd da ngeen ànd ci neex ànd ci naqari mais président xam naa ci yëf yi moom ci lay xamee ñu ànd ak ñu ko bëgg ak ñu ko bañ parce que tamit boo xeex jotee damay ànd ak tey man su ma jógoon di xeex déti bi ñëppay ànd ak man waaw commencé par yow fan kat yow teg ci sama doom
xeexuma de. dama ne tey su ma amoon fi coow doo taxaw ni ma caama sax kaay wala nga bàyyi. doo ci dugg. koy samay noonu nga bokk bis ci tey kon président Macky Sall yow laay wax xas ci réew mi defee ni gisuma benn ministre bu wax ni bàyyil wala jàpp ku nekk yaa ngi toog sa coin sangu tëdd bañ sax ñu xam sa kër pour saaxee ko léegi tey may wax Farba Ngom ne fi naan damay mobiliser ay kii nañ ñu may jàmm dañu bàyyi réew mi ñu nekk suñu jàmm ak salaam. am na affaire Sonko nañ ko bàyyi ci suuf yow. dañ tal leneen koor gaa ngi ñëw. am na solo waaw d'autres choses à fouiller. li ñu wax ni yëpp xalaatam la. merci beaucoup sa xalaat la de ah. xalaatu ñëpp. déedéet ñëpp ñëw ça n'engage que toi. yow Sass. maa ngi lay ziar maa ngi may ñaanal. maa ngi delloo ziar bàjjen Adja. doo nit ñu musuñu jóg si di la ñaanal. macha allah. revue bi loo si jàpp. waaw li may wax rek moo di ni réew bu jaxasoowee am na beneen doxalin boo xamante ne moom la nit ñi war a doxale tey jii nii bu fekkente ni président de la république mu ngi sàkku ci sénégalais yi dal asumaak ñi nga xamante ni ñoo war a jiitu ci dalal li nga xamante ne moom mooy xelu président tey su fekkente ne dañuy wax ni Benno Bokk Yaakaar seen yaakaar dafa tas ba ñuy dóorante ay chaise kon du dooleel yaakaaru président ci combat bi nga xamante ne mu ngi koy mëne en tout cas ni ko sama yaay waxee war nañoo gën a defaraat toogaay yi parce que ñëpp xam nañ ne lii di xeexu politique làmbi golo la ku jug daanu kon toogaay bi war na gën a rafet ñaareel bi mooy soxna Awa mu ngi koy wax ne nit ñi même bu fekkente ne levé nañ état ki catastrophe sanitaire bi war nañoo gën a bàyyiwaat xel que ne ay circonstances ak sàkkuteefu population bu seen président ànd ak ñoom moo sabab ñu levé li nga xamante ne mooy loolu mais nekkul ci conseil ay kii ni nu mu tuddati conseil autorité sanitaire yi xam nga bàjjan Louise mbas mi bi muy doog a tàmbali dañ daan dégg ñuy wax ne bi ñu consulter docteur yi nangam la ñu wax mais finalement bi ñu demee ba ci biir dañuy jël ay décisions yoo xamante ne duñu delluwaat ci kër docteur léegi nag kër docteur ñoom li ñu fi nekk rek da ngay gis docteur Modou Ndiaye saa bu defee kii yoom ba pare di wax ne ñu ngi gën a ñaax population bi ñu gën a takk masque bu baax mooy tundiku ay kii te ni ñuy dundee kenn mooy tundikuwul dara en tout cas yal na yàlla gën a sàmm aar li nga xamante ne moom mooy Sénégal. ñàkku leen ba ñàkkoo yàlla def kenn du ñàkk parce que ñàkk yi am na xam naa ne problème ku bëgg a dem màkk moom faaw nga ñàkk. jeex na tàkk sëñ Amadou. waaw ñu ngi lay ziar. delloo ziar. di la dalal ak jàmm encore si plateau bi. merci beaucoup di fàttali téléspectateurs yi yaay suñu gan. inchallah tey GP li ñuy waxtaanee mais laata loolu ñëwal ci revue de presse bi. bon revue de presse bi li ma si jàngat mooy population bi dañoo war a bàyyi xel ne nous vivons des moments inédits. ñu ngi dund loo xamante ne mosuñu ko dund ñun génération bii nii. maanaam depuis 2020 mars 2020 dañoo seetlu ne adduna bi dafa xaw a jaxasoo tuuti. da ngay tëju da nga lay forcer nga tëju donc ku nekk dafa war a bàyyi xel ne am na yeneen priorité yu fi war a nekk que lu dul xeexoo xiiroo ngaayoo. muy opposition muy gouvernement ñëpp dañoo war a booloo doon benn. uniquement pour jéem a trouver solution crise yi ñu nekk ñu mën ko passer. je pense que loolu mooy li ma gën a war a mën tirer ci revue de presse bii nii. am na solo ñu ngi lay jaajëfal soxna wa sa jàngat. delloo ziar di nuyu ñu ma bokk plateau di nuyu également téléspectateurs yi. benn li ma ci jàpp ci revue de presse bi ci lu njëkk mooy que ni xiiroo ngaayoo bi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko ci week-end bi ñu génn ci Pikine ak waa Benno Bokk Yaakaar mu mel ni nag ñoom xam naa ne dañoo mujjee sax daal di réer ci seen biir ndax ci jamono goo xam ne ñoom nee nañ dañuy jug rek daal di jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ñu dem nag ba seeni biir ñoom ñi xeexoo war nañu mën a xoolaat seen bopp te xam ne nii sax ñun dañ fay nekkul ci ay parti yoo xam ne dañuy xeex ñoom ñuy jug di fas yéene bëgg a jàkkaarloo Ousmane Sonko dañu war a xam ne am na les priorités sont ailleurs mais pas nekk fii
ci benn nit di xeex ak moom di guddeeg bëccëg vraiment coow li nit ñi dañ cee bëgg a maax beneen bi mooy ci jamono bi nga xam ne mbas maa ngi fi ba tey mu mel ni bi ñuy déjà sa balaa ñoo yëkkati état catastrophe sanitaire bi sax nit ñi dañoo bàyyandiku woon léegi nag ñu yëkkati lépp mu mel ni nag dañoo yaakaar ni corona bi dafa jeex ndax ci rassemblement yi sax yiñ gis ci week-end bi ñu si bëri gis nañ ni takkuñu woon masque mais il faut savoir que ni corona baa ngi fi ba tey te mu ngay continuer di faat te léegi sax gën a doy waar chaque jour gis nañ waa ministère de la santé point bi nga xam ne dañ koy def te chaque fois ñi ngi ñaax askan bi pour ñu bàyyi ci xel gën a mën a takkaat seen masque waaye gis nañ daal am na laisser-aller bu mag a mag boo xam ne nemmeeku nañ ko ci réew mi te vraiment loolu doy na waax te ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax Adja Louise. am na solo ñu lay jaajëfal ñu def transition dem jëlee benn élément ñëwaat ci plateau bi Mayte. waa tey gis nañu waat gi tey nekk phénomène boo xam ne dafa bëre lool ci suñu société rawatina ci géopolitique bi ba tax na damay wax ni wàllu waat rawatina ci téere alquran dafa nekk mbir moo xam ne wax dëgg yàlla lu dafa amee portée bu symbolique ba noppi nekk lu délicat nag ci l'islam du caaxaan ba tax na tey ñaari jullit bu ñuy jiiñante lenn lu mel na xëy na wàllu yekkataan wàllu njaaloo wàllu sax xëy na ni doom ji juruma ko wala maa ko jur yu mel noonu mën nañu taxaw waat ci téere bi ku nekk jéem a seetal sa moroom waaye dañu xam ne nag waat ci téere yàlla bi wax dëgg yàlla lu doy waar la lu délicat la lu nu war def attention la nag balaa nu koy def parce que képp koo xam ne tamit yaa ngi waat ci téere alquran te la ngay waat du dëgg kooku moom yàlla moo ni dinaa la rëbb fii ci àdduna ak ci àllaxira boo xoolee tamit bu fekkee ñaari nit ñi seen bopp dañu engagé wu pour waat boobaa bu nu engagé woo ñoom ñaari ni kat nanu ànd dem ci téere bi boobaa bu nu demee bu kii waatee kenn ki bañ a waat ka ñuy jox raison mooy ki nangu waat boobu nag day fekk ne ñoom ñaar ñëpp nu ànd ci logique gu dem waati waaw loolu tamit nu jar na leeral tamit bu baax a baax. alquran moom dafa war a nekk dernier recours bu ñuy dem naan dañ ci waati waaw na fekk loo xamante buñ ci dugal ay caaxaan tamit ay caaxaan ak ay tappale wax dëgg yàlla buñ ko ci dugal bu fekkee daal ñaari jullit taxaw nañu ci mbir moo xam ne lu sérieux la. te boo xoolee waat googu sax dañ leen ko daan gis ci wàllu li ñuy wax imprécation conjugale te fekkoon ci biir sëy la. am na solo waat gi bëri na koo tuumaal ku ñu tuumaalul mu bëgg a setal deram yëkkati kaamin waat est-ce que jar na ko. Merchama non yow yaa ci c'est possible. Merchama. waaw bàyyi suñu ustaas bi tëj kañ yow kañ commencé rek. alal am doon na dem ci borom ku nekkal la nga xam. kaamir dañ fay indi wane kaamir. wane ko génne nañ la ci. wane waat yow xanaa doo jullit. ah keñ. waaw léegi nag lu tax nga wax. man de kaamir ak ay kurus. ah déedéet da nga ci wax moom. waat man de du ma waat dafa garaaw de man dama gis fan yëpp ki naan na indi kaamir teg ma jàpp ba sell teg ñu wax man yow mos ma ko fekk sax dama koy dégg rek. na indi kaamir mën naa jàpp ba set dóor sama loxo ci kaamir ni lii ak lii te kat ki dàq wax loolu moo la gën a mën a def moo la gën a waxul dëgg ndekete. xam nga ñeme yàlla boobu yow qu'est-ce que ça te fait. ah ñoom la rek xëy na dañoo gis man dañu ñeme yàlla ndax gis naa li mu def ndax yàlla tëralee sa ndey mu dee nga laal laa këpp bu kooku boo ko ñeme nga loo xamul. ñoom la rek de man de ñeme ma ko moom man de ñeme ma ko dama ko gisul sax ba koy ñem. am na solo koo gisul muy def li muy def. di rey di def li ko neex te mënoo ci dara xam nga bu toogal fi nga xam kooku ku ko ñeme sax dangaa ñemewul loo xam. bàyyi ko bu def man daal foofu bàyyi mu jël. sax daa wax. yaa Louise xam naa ne moom sénégalais xam nga dañu mën a xewal benn affaire. gis nañ ne récemment moom ku ñu fi tuumal dara rek balaa nga gën a mën a xaw ma kontaan xaw ma lan da ngay jël kaamin teg ko ne maa ngi waat mais li ci gën a doy waar mooy da ngay waat ba pare nit ñi sax duñ la gëm. te da ngay teg kaamin waat. waaw est-ce que le mal n'est pas plus profond parce que su fekkee ne suñu njiitu réew yi sax bu ñu leen di fal dañuy jël kaamin taxaw waat. ñu policiers yi bu ñu leen di fal dañuy waat suñu juge yi dañuy waat te des fois ñu def lu safaan est-ce que waat bi kon tamit population bi jàngewuñu ci ñooñu ne waat bi garaawul. voilà mi ngi noonu mais est-ce que suñu njiitu réew mi buy policiers yeeg kii bu ñu prêter serment alxuraan la ñuy jël di ko waate
je pense pas que loxo daal bu ñu prêter serment daal je pense pas que ni téere bi la ñuy jël teg ko di waat mais xam nga waa boobu waat la mais li gën a gërëm mooy waaw yaay jàmm moom ñëpp xam nañ ko moom fu mu mën ci dem kaamil lay téye kurusam ak kaanam bi moom mais xam nga foofu nga taxaw nga juré sax xam nga kàddu dafa doy waar nga taxaw nga waat ci kanamu askan bu bëri wala nga taxaw nga waat ci sa profession nga ne man nii laay doxalee sama liggéey dama koy jaarale ci yoon loolu rek dafa garaaw rawatina nag nga téye li nga xam ne moo di kaamil en tant que jullit nga jël ko téye ko waat kenn xamula parce que xamuñu yaa def xamuñu defoo ñun say kàddu rek la ñu mën a dégg mais da nga koy def ba pare nit ñi ne kii lu mu def sax gëmuñu ko wala ñu naan ay montage la wala da koo def ni da koo def est-ce que jar na ko est-ce que war nañ mën a yegg foofu bay jël kaamin bi di ko foowee en tant que jullit parce que foowee laay wax parce que yaakaar naa ni nga setal sa diggante yow nga xam ne sa conscience tranquille sa diggante ak sa borom moo gën nga bëgg a teg yooyu di jéem a bluffé askan bi man noonu laa ko jàppee en tout cas daal ku nekk sa diggante ak sa borom li nga def moom xam na ko même fekkee ñun dañu tuur lëndëm pour ñun ñu bañ a xam vérité bi suñu borom moom kenn mënu koo nax. Amadou tuuma dafa fort dafa metti waat moom dafa doon loo xam ne lu sacré la war a doon. parce que dañoo seetlu ne gars yi léegi waat tendance lañ ko def. ku xewle dara rek su fekkee jigéen nga solu jël muuru jël sa kaamin waat su fekkee góor nga ñëw sol sa jàllaabe tamit waat. après da ngay toog lendemain waat ñëw bëgg contredire li nga waxoon fekk ne yaa waxoon lii nga toogaat bëgg ko contredire donc même nit ki su fekkee li ngay wax sax dëgg la si yow jàpp naa ne kaamin warul doon loo xam te ne da nga war a jël sa téléphone téye ko di filmer sa bopp di ko teg sa loxo si kaamin même su nekkee li ngay wax dëgg la yow ak yàlla la lu mu war a doon yow ak yàlla la warul doon population bi yow da nga war a ragal sa diggante ak yàlla nga war a gën ragal que sa diggante ak population bi am na solo lool yow Oustaz waaw jëlal bu la neexee jëlal yëf yi yaa ko moom Badiane Liwis jullit warta nekk kuy bëril di waat yàlla subhanahu wa taala dafay wax ci alquran waxfadu aymanakum na ngeen sàmm seeni waat maanaam sàmm waat warta nekk loo xamante ne lu ñuy bazarde la nii di génn waat nag buñ ko waxee moo xam jël sa loxo ci kaamil teg ko wala leneen waat mooy nga wax billaahi bi maana Sénégalais yi dañoo xamul lan mooy sensuk waat xam nga soo waxee billaahi bi maana yaa ngi naan jiital naa màggaayuk yàlla ci li may bëgg a wax ba nga xam ne bu dee looy bàyyi dama koy bàyyi bu dee lu may def dama koy def loolu moo tax l'islam di wax ne màggaay boobu ak waat boobu amul mbindeef bu ko yeyoo moo tax kenn warta waat ci sëriñam kenn warta waat ci barkey baayam kenn warta waat ci lenn ci yàlla rek lañu war a waate yàlla moomu ni mu màggee moo tax ba nit waru koo waatee ci caaxaan léegi nag su fekkente ne nit tuuma dafa ñëw ci yoon lañu war a kiiwee pas ñun nit ñi peuple bi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy justifier sak waat justice moom nga amal affaire certes suñuy jàng droit musulman ñëw ba ci wàlluk li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom mooy ci wàllu justice peine yeeg yooyu autorité judiciaire moom moo war a def ay investigation ci wàlluk li nga xamante ne moom mooy dossier buñ ko indil si une fois ñu dem ba li nga xamante ne xool nañ gisuñu ay preuve yu leer te ki tuumaal mu ngi fi tuumaal kiy weddi mu ngi fi weddi boobu devant juge dañuy xam ne autorité judiciaire la mu waroon a mën a def ci ay capacité am limité wu na moo di ne amul fu mu mën a waxee juste par exemple ki tuuma indi na ay firnde te firnde yi mu indi leerul ki ñu tuumaal tamit ba léegi mu ngi wedd bu boobaa foofee la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne al bayyinatu ala man iddaa wal yaminu ala man ankar ki nga xamante ne moom moo tuumalaate wala moo revendiquer benn mbir kookee moo war a indi ay firnde yu leer naññ pour ñu mën a condamner ki nga xamante ne moom la tuumaal si une fois loolu amul àqam dañ koy conserver ni ñu koy àqee moo di ne ki ñu tuumaal léegi nag dañ koy mettre relation directe ak yàlla ne yow comme que ñun amuñu ay firnde yu wóor waatal ñu ci yàlla que ne li ngay wax nekkul ci yow bu boobaa
su fekkente ne dafa waat ne defuma ko bu boobaa dañ koy bàyyi. ci imam Ndiaye mu ngi doon wax fi muy jeexale ci biir néegug sëy nga xam ne góor mu tuumaal soxnaam ne ah doom ji sama jabar jur wasin juruma ko, ndaw si ne ko yaa ko jur, foofee firnde amul. loolu la ñuy tuddee li'aan. foofu yàlla subhanahu wa taala ci alquran daf ci indi li nga xamante ne mooy lu leer, mooy ne walladina yarmuuna azwaajahum wa lam yakun lahum shuhadaau illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim 4 shahadatin billahi ba ni aaya bi jeexee innahu la min as-saadiqin. yàlla subhanahu wa taala di wax ne góor ñi nga xamante ne ñooy tuumaal seeni soxna njaaloo te amuñu seede lu dul li nga xamante ne moom mooy seen wàllu bopp. li tax moo di ne waa ji dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nit bu tuumaalee nit njaaloo te indiwul ñeenti seede dañ ko war a dóor ci lislaam. bu fekkente ne nit daa fekk góor ak jabaram ci anam woo xamante ne ñu ngay séq, su fa naree bàyyi leen fa di dem di uti ay seede munta nekk. te su génnee wax te indiwul seede yat bi dal ko, léegi nu muy def? non loolu la waa ji ñëw di laaj. léegi nag yonent bi yàlla wàccee ci alxuraan ne ku tuumalati sa soxna ci njaaloo da nga war a waat. xam nga boo tuumalee ndaw si, bu ndaw si nangoo dañ koy caw, su nanguwul yow dañ lay caw, te yow nee nga gis nga. yàlla mu ne solution bi mooy da ngay waat wax billahi, pas teg sa loxo ci kaamil, da ngay waat billahi. non billahi. billahi jullit noonu lay waatee billahi wala wallahi wala watallahi wala wa rabbul kaaba. yaa ngi dégg? bu ko defee nga wax ne billahi dama ko fekk muy njaaloo, billahi dama ko fekk muy njaaloo, billahi dama ko fekk muy njaaloo, billahi dama ko fekk muy njaaloo. billahi su fekkente ne waxuma dëgg yàlla na ma yàlla rëbb. ndaw si daal di ñëw ne billahi moo jur xale bi, wala billahi njaaloowuma, billahi njaaloowuma, billahi njaaloowuma, billahi njaaloowuma, billahi yàlla na ma yàlla mere su fekkente ne moom moo wax dëgg. ñu teqale leen. bu boobaa ñaar ñooñu dootuñu àndati ci sëy ba abadan. mënuñu defar seen diggante ba ñu àndaat ci sëy. doom ji bu fekkee daa juddu, doom joojee kenn du ko askanal papam, parce que papam reconnaître ko, yaayam lañ koy askanal. léegi nag waat nag jullit bi waru cee bëri. saxaaba yi dañ doon wax ne dañ daan dóor seen doom yi ci buñ gisaan muy bëri waat dañ koy dóor, parce que oyofal yàlla la. waat du nekk tendance. li nit ñi war a xam moo di ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne ñett ngi nii yàlla du wax ak ñoom allaaxira, du leen xool bu keroog allaaxira. bi ci njëkk mooy màgget bu njaaloo. bi maanaam paa boo xamante ne màgget bu njaaloo, paa bi nga xamante ne dafay raasaatu xale yi, paa bi nga xamante ne dañuy raasaatu xale yi, yore seen 4x4 fu nekk di fa kii, am benn appartement boo xamante ne dañ am xale bu lay ñëw. mës naa ko wax ci sama benn xutba naan xale bi yaa may defar, yaay noddanti samay yax. delloo ma samay 20 ans. xale boobu noddantimul say yax, delloowu la say 20 ans, mais meruk yàlla lay sotti si sa kaw woo xamante ne safara la yàlla di taalee yax yooyu ñuy noddanti. parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na màgget buy njaaloo yàlla du ko xool allaaxira, te yàlla du wax ak moom. ñaareel ba moo di ni ki nga xamante ne mooy ku ñàkk ba pare rëy. ñetteel ba mooy nit ki nga xamante ne yàlla la def marchandise am. mooy. yàlla la def marchandise am mbir mbàcc billahi, mbirik mbàcc billahi, mbirik mbàcc billahi. kookee tamit yàlla subhanahu wa taala du ko xool bu keroog allaaxira, te yàlla du wax ak moom. kon nit ñi nañu bàyyi waat xel ne jullit warta bëri lu muy waat, te ci buy waat ci yàlla lay waatee, nii ci sëriñ nii ci keneen. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne képp kuy waat na waatee ci yàlla wala mu noppi. am na solo lu mat a bàyyi xel. ñu def transition ñëw dugg ci waxtaan bi. dañuy waxtaanee tey nag mooy jafe-jafe yu GP yi di dund jamono bi. ñu def transition ñëwaat.
laata ñuy tàmbali ñu jaale suñu mbokk suñu collègue suñu xarit muy grand vieux waajuram bu góor dafa wàññeeku ñu koy massawu bu baax grand vieux ñu ngi lay muy ingénieur de son si kër gi ñu ngi lay massawu di la jaal sa waajur bu góor yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na leen dëddoog jàmm Oustaz Mohamed. waaw ñu ngi koy jaal grand vieux tey bu ñu mënee wax yi di set du am benn grain moom la kon ñu ngi lay jaal sa wayjur bu góor ñàkk wayjur dafa metti yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na yàlla wuutu ko ci njaboot gi fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge saraxam yàlla na yàgg seen loxo. wala di ko jaalewaat bu baax rek parce que waajuram génn na fi àddina mais loolu xëy na yàlla dogal xam nga yàlla na ko yàlla yaram te yàq ko damay faral di wax ku la mujjee waajur rek moo la mujjee naqar yàlla na ko yàlla yaram te yàlla may ko xolu muñ. am na solo dañuy waxtaanee mooy wàllu GPI mbokk awa yi nga xam ne jamono bi dañuy dund ay jafe-jafe yu métti seen jafe-jafe yàgg na sax waaye xëy na dafa gën a fës jamono bii ndax nga ñëw ñu jox la marchandise ne la yóbbul ma ko nga dem amee affaire bi jural la ay tolof-tolof Mouhamed muy wala Amadou muy lu doy waar yow ngay GP situation bi ngeen dund actuellement lan nga ci gis. bon situation bii nii mën nañ ne yàgg na di am mais fësuloon bu baax di nga gis nit jox la yóbbante ne la ay yére si nekk. nga ubbi colis bi fekk si yére ak leneen. fekk si yére ak kayit wala yére ak bijou wala genre yooyu te fekk moom au préalable déclaré moom waxu la ko. mais nag léegi beneen façon moo am mooy da ngay ubbi colis fekk si lu bon lu ñuy tere. drogue wala cigarette wala leneen loo xamante ne yow mii suñu la si jàppee directement mën nañ la si amal ay problèmes yu rëy yoo xamante ne doo xam foo koy waxee. moo tax situation boobu la ñuy dund récemment am nañ si benn cas mooy cas femme bi nekk Maroc. actuellement mu ngi instruction. ba léegi parce que dafa am kenn ku ko jox benn produit te produit boobu dañ koy tere exportation diggante Maroc ba Sénégal. waa ñu jàpp ko aéroport mu am si problème ba léegi nii actuellement mu ngi xaar jugement am. lu metti daal lu metti parce que lu ñuy wax rek. produit bi sénégalais moo ko jox. ab sénégalais la te il paraît que même ñoom ñaar dañ doon côtoyante ku ko xam moo ko jox. ku ko xam maanaam koo xam ne kii dafa xam ne kii GP la mu yàgg ko jox bagage yàgg ñëw këram moo ko jox bagage boobu noonu moo ko jox. léegi ñoom c'est-à-dire que buñ leen avant ñu ñëw si vérification yi yow buñ leen joxee produit dama gis ne buñ leen awa ku ko jox produit donc boo ko embalee sa kër boo ñëwee da koy tas. bon xoolaat ko si biir. waaw bu baax parce que nit xelam dafa sori mën na nëbb fu nekk benn affaire léegi lu tax vérification au préalable du am. bon ñun peut-être affaire bi mu ngi gën a professionnalisé wu parce que GP bu njëkk moom na bagage bi ñëw rek. da nga ko jox dara rek mu dugal ci saagam dem mais ñun léegi soo xoolee man ak samay mbokk ñu ci bëri da nga ci am ay entreprise am seeni bureau. au préalable soo leen woowee dañ la naan colis bi bu ko scotché bu ko tëj. duñ yóbbu yenn façon colis yi colis bi su leen demee duñ ko yóbbu xaalis jaruñu lool soo ñëwee dañuy jël say filiation yëpp. sa tour sa sant sa carte d'identité sa photocopier ko. nga signé ne yaa ñu jox lii ak lii étant donné que léegi dañoo nekk secteur formel avant c'était secteur informel loolu mais léegi dañoo formaliser lépp am ay papiers ñu reconnaître ñu muy fii Sénégal muy pays yu ñuy dem yëpp dañu reconnaître léegi soo ñëwee ñu jël benn attestation nga signé ne yow yaa ñu jox colis nangam bu am lii ak lii pour au cas où loolu yëpp dañ koy jël pour au cas où problème su amee ëllëg ñu mën taxaw ne diw nangam moo ñu ko joxoon ñun lii mooy suñu liggéey import export la ñuy def kooku dinañ mën a recherche ba jàpp ko ne diw kii moo ñu ko joxoon mais nag le seul hic en est que femme bi am problème bi temps yi moom jotaloon def loolu parce que xam naa ne daf ko xam ñi koy def ci GP yi bëriwul moo tax ñooñu ñi koy def mooy par exemple loolu mu ngi commencé depuis 5 ans yi passé avant GP bu njëkk maire yi rek ngeen doon gis maire yi ñoo doon dem di GP di dem di ñëw mais léegi depuis 10 ans dañoo seetlu ne dafa am benn changement bu am benn changement mooy jeunes yi ñoo si commencé dugg góor yi dugg si bu njëkk da dégg ñu jigéen GP jigéen la mais liggéey bi léegi góor ñi ak jigéen ñi ñoo si bokk yam dañuy dem di ñëw di si daan seen doole suñ ñëwee colis bi ñëwee ñu vérifier ubbi xool jël toutes les précautions nécessaires ba nga xam ne lii duñ si am benn problème mais léegi yow ki nga xam ne arrêté nañ ko ci aéroport bi muy risqué dem prison pour 2 ans ou plus kooku bu ne diw moom ko jox te jotuñu ci diw boobu waaw suñ jotul si diw boobu nag fa la coow li amee ou bien su diw boobu nangul ne maa ko jox lii parce que amoo benn preuve yi wane ne maa ko jox lii foofu la coow li fa lay xaw a méttiwee tuuti si transporteur bi parce que yow mi GP yow yaay engagé responsabilité bi luy dugg si aéroport bi yow yaa ko yor yaa koy engagé
ci sa responsabilité lay nekk en quelque sorte. ok am na solo. awa seen métier bi. waaw Louise comme awa GP la ko Amadou nu mu ko waxee. Aliou dama yox sama vie privée la de. des doo xam sa vie privée la de. kon doo ci wax. vie privée daa xaw de. vie privée la te vie privée la. doo ci wax ko. vie privée la. waaw vie privée la. waaw comme Amadou rek ni mu ko waxee Louise mu nekk loo xam ne yàgg na fi nit ñi yàgg nañ koo def peut-être léegi la ko ñu bëri commencé di xam mais également léegi la ñu gis ni jeunes yu bëri ñu ngi ci dugg que muy góor que muy jigéen mais jafe-jafe yi ci am nii léegi dafa gën a fës. xam nga kuy def lu bon moom chaque fois dafay xool yoon bi nga xam ne la ko mën a jaaralee peut-être defkatu yu bon yooyu ñi nga xam ne dañuy faral di jël ay drogue di ko jox ay nit ñu koy yóbbu am na ci ñoo xam ne sax ay passeur la ñuy doon dañuy accepter jël ko moyennant ñu jox leen xaalis bu bëri ñu def ci ñoo xam nu ñu koy mënee transporter léegi xam nga tamit nag moom police tamit du toog di seetaan ñoom tamit chaque jour seen liggéey day gën a avancer peut-être yoon yooyu ñu doom jaaree ñii leen di commencer di leen jàpp yooyu di gën a fës ñoom tamit day naa xaaral ñu xool yeneen yoon yoo xam ne mën nañ ko fa jaarale gis ni liggéey GP bi ñi ciy dugg mi ngi gën a bëri xam naa peut-être loolu moo leen di inciter à ce que tamit ñu jaarale ko ci ñi nga xam ne ñoo di GP yi mais en tout cas comme léegi dañ ko commencer di ko formaliser parce que bu njëkk ba c'était informel mais léegi gis nañ ñi siy dugg di ko def yépp dañuy dem ji uti ji seeni ay papier ñu si bëri ñu mel ni ñoom Amadou dañuy am seeni ay entreprise boo fa ñëwee pour indi fa colis dinañ la laaj lépp sa photocopie carte d'identité boo yoru carte d'identité doo fa mën a bàyyi colis bi xooluñu rek xaalis bi parce que tamit ñoom ñi ngi protéger seen bopp ñi di nga fa bàyyi sa photocopie carte d'identité lépp loo xam ne rek luy firndeel ni ëllëg ak ci biir am na benn problème ci colis bi nag dinañ mën a wax ni kii moo ko defoon kii moo ma ko joxoon fii la jóge fële la jëm également di wane ni tamit ñoom tamit ci liggéey bi ñuy def mooy import export dañuy jëlee fii ay bagages ci réew mi yóbbu ko ci beneen réew loolu au moins sax boo amoon benn jafe-jafe dina la xaw a garantie bu ndaw parce que li gën a garaaw mooy ñu jàpp la ak bagage bi foo ko jëlee wala lii ku ko moom ngay ŋaanga ko ñepp naan dañ ma ko jox kan moo la ko jox amoo dara luy firnde lan mooy sa liggéey amoo dara lu koy firme xam nga boobu moo gën a dangereux que boo yoree sax papier buy wane ni man kat damay yëngatu ci li jëm ci wàllu jëlee fii bagage yóbbu ko ci beneen réew jëlee foofu dina la xaw a aar bu ndaw mais tamit ci wàllu kayit boobu nag comme ni ko Amadou waxee ñu ko am bëriwuñu waaw ñi ko am néew nañ lool sax si ñi ko am néew nañ mais léegi ñu ngi ciy commencé yeewu Louise parce que ñu ko am bëriwul mais xaw na bëri tuuti parce que bu ñu demee ba li nga xam ne moo di GP ñu commencé di dajaloo ñoom seen biir xam nañ ni nekk na loo xam ne mi ngi commencé di am ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund ñoom ci seen biir liggéey moo tax day yàq liggéey bi léegi nag lenn rek li leen ci mën a génnee lu leen mën a sax garantir mooy ñu formaliser ko mooy ñu am papier buy wane ni kat ñun kat dañuy yëngatu ci import export parce que loolu moo leen mën a garantir bu ñu amee benn jafe-jafe bu ndaw moo tax ñu si bëri ñu ngi koy commencé am nank et je pense que ni dinañ dem ba fu ñuy mujjanti mooy que ni ñëpp dinañ ko am te obligation parce que kañ lañ fi defoon remaniement ministre bi yor waa diaspora bi je pense que jigéen la mi ngi doon wax ni dina commencer dugg ci secteur GP bi pour saytu ko pour xool bu baax ñi nga xam ne Aïssata je pense waaw c'était pas Aïssata yàggul noonu pour xool bu baax liggéey bi gën koo saytu ñu xool bu baax ñi ko war a def ak ñi nga xam ne waruñu ko def cela veut dire que ni que état sax léegi mi ngi bëgg a taxaw ci liggéey boobu noonu pour ñu gën ko mën a setal pour ñu gën ko mën a jaarale ci yoon parce que liggéey bu nekk dafa war a jaar ci yoon paaku tëpp rek sëlaxoo ci ba def mbir mi dafay dem ba dafay jaxasoo kenn du xàmmeeti ku koy def ak ku ko dul def moo tax je pense que tamit GP yi war nañ gën a mën a bàyyi seen xel ci surveillance su bagage yu mel noonu parce que da ngay gis sax même koo xam ne sax bu la joxul lu bon sax day nëbb ay bagage ci biir nit mën na ñëw tey jox la benn affaire nëbb leneen ci biir loo xam ne sax amul problème du affaire bu grave mais le fait que déclaré wu ko la parce que bañ na fay prix bi nga koy demandé nga gis da ngay gis sax nit bu malveillant boo xam ne day indi yére sax ci ombu yére bi sax mu jël dara dugal ko ci mais tey nit ki nu muy def ba gis ko
loolu ba il faut nga minutieuse di xool bu baax say bagage pour genre yu mel noonu du la mën a rëcc parce que nit ñi dañoo doy waar trop Adja Louise. am na solo merci Ama. GP yi seen liggéey. ñëw awa. waaw wala mooy GP nu muy signifié. waaw lan mooy GP. Amadou. bon nii ngeen ko wax moom. non de dama ko bëgg a bàyyi rek dama ko bëgg a def gratuité partielle. waaw bi ñuy naan GP à la base c'était la gratuité partielle. maanaam yow soo amee borom kër ou bien benn sa mbokk kuy liggéey Air France ku la jege. da ngay am benn gratuité booy am. mais loolu c'était avant kilos yooyu yàgg ba. c'était avant. maintenant Afrique. voilà maintenant depuis mën nañu ne depuis 2005 2010 affaire yi dafa changé. c'est-à-dire que mënatuñu wax gratuité partielle sax mais plutôt des covaliseurs maanaam nga jox kii jox ko colis kii jox ko li ñu boole ko yépp ci benn valise ñu yóbbu ko léegi des covaliseurs lañ leen war a tuddee ou bien des distributeurs de colis express mais comme que sénégalais moom moo tàmm di wax GP rek. teen boobu moo continuer ba léegi ñu GP. ok ay transporteur humain. loolu yëpp mën na nekk. humain bi ma si jaaxal. humain gi pour lan la ay parce que comme oto bu yeb rek la xam nga oto da yeb lu ne. bu yeggee fenn douane ni ko taxawal. ñu wàcce oto bi xool bagage yi mu yeb. yéen ay oto yu ni yàlla def nit ñi. seen waar de. waaw loolu. mais Amadou balaa Oustaz Mohamed di ñëw rek. des fois tamit yéen ci seen bopp ngeen am jafe-jafe ak clients yi mooy des fois yéen tamit ngeen réeral bagage. des fois aéroport bi valise bi bañ a egsi des fois ngeen am ci yeneen tolof-tolof. bon tolof-tolof yooyu nag yu si bëri su amee xamal ne nekkul si GP mais plutôt si compagnie bi la. parce que yow soo ñëwee ba enregistrement soo enregistré ba pare ba dugal ba valise bi dem. yow c'est-à-dire que yow amatoo accès si valise bi. mais awa des fois mu jël fi ay ñeexu cere. waaw sosal nag gratuitement ci kanamu àddina. ñeexu cere bu réeree. est-ce que awa lekk si la lay dem. yow ñeexu cere tey naa awaaka lekk. awa mos na fi réeral ñeexu cere. keroog liggéeyul sax. cere bu war a dem ba France. mooy li mu wax loolu compagnie bi la ndax li ñu enregistré ba mu dem. oh yow ñeexu cere mais tey il faut qu'elle arrête daal. waaw. hormis ça maanaam bagage yi suñ ko enregistré ba pare yow amatoo si accès. yow soo génnee ba fi ngay dëkk bi ngay jëm muy États-Unis Espagne si soo yeggee ba passé police frontière ba def lépp. fa ngay mën jëlaatee say bagage c'est-à-dire que yow diggante boobu noonu par exemple ticket bagage bi. mën na teppeeku su teppeekoo y a de fortes chances da ngay ñàkk sa bagage. ticket bagage bi aussi mën na effacé woo dañuy def ay recherche nga ne leen sa bagage nii la meloon nii nga ko ci emballé après ñu wan la ay photo ne la gis nañ bii ak bii ban nga si moom la moo nekkoon si biir. nga wax leen lii ak lii moo nekkoon si biir ñu ne la donc bii sa bagage la ñëw jël ko. loolu moo tax daal par exemple nag parfois nag ak yenn compagnie yi am na yenn compagnie yoo xam ne maguñu yoo xam ne ñoom seeni bagage yu si bëri danoon am problème mais depuis 5 ans moom mën nañ ne xaw na stable tuuti parce que ñoom ñëpp ñu ngi professionnalisé wu léegi di améliorer seen conditions de travail. man par rapport ak ci GP bi est-ce que mooy li muy wax ne pour ñu ngi koy commencé jóge na ci secteur mu ngi commencé di tàmbali di jóge ci secteur informel dem ci secteur formel par rapport ak man ci Sénégal damay jàpp ne toppandoo gu bëri gi moo ñuy yóbbee lenn li parce que da ngay gis benn secteur boo xamante ne gis naa awa tàggu na ma tey tàgguwaat ma suba xam nga nga Amadou wala Amadou tàggu na ma tey ne damay dem kii ñu gis ne privilège la Amadou di dem voyager ak yooyu sans autant ñu xool risques yi nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw métier bi bu ko defee nga gis benn waay ñëw rek di tukkeem boo xamante ne moom musul xam G musul xam P daal di wax ne te dama war a voyager kii nii damay def GP xam nga kooku bu njëkk ba sax nit buy voyager liñ lay wax moo di ne bul nangu yóbbante kenn ku la yóbbante dara ne ko dañ ma kaa tere parce que léeg-léeg nga ñëw ba aéroport nga gis benn waaye di la wax ne da ngaa dese ay kilo dama bëgg nga yóbbaaleel ma kii parce que am na ci yenn dëkk yoo xamante ne suñ la jàppee ci loolu waxuma la sax 2 ans de cassation mais boo moytul sa bakken xaj na ci moo tax métier la boo xamante ne dafa am risque par rapport ak comme ni nga wax ne yéen a ngi commencé di formaliser kii yi est-ce que yéen a ngi xalaat pour assurance par rapport ak GP wala GP amul assurance. bon oustaz déjà que li ma la si mën wax mooy foo gisee 10 annonces GP xamal ne 5 yi ñooy ay vrai GP. yeneen 5 yëpp day doon benn Mouhamed wala benn Modou bu war a ñibbi jënd billet am mu ne xaaral léegi pour ma rentabiliser sama billet xaaral ma jël ay bagages nit ki problème yu am yu si bëri ñoom la mais un vrai GP. doo mës a dégg ay problème mu
problème yu si bëri parfois nag ndogu àdduna mën na am gàllankoor mën na am mais problème yu si am yëpp parce que un vrai GP su yeggee la première chose bu muy xalaat mooy j'appelle tous mes clients yi ma am a bagage mais kee su yeggee moom lan lay def day dem tëdd këram nelaw ba doyal après te ñoom ñooy jël prix yu bon yi maanaam yow soo doon fayee ko 100 francs ñoom ñu ñëw ne la 25 francs laa lay fayee ko mais 25 francs yooyu noonu après di nga daw sa bagage mën na yàqu wala doo si am lu la neex après nga ne ñëw ne GP yi la fekk ne du GP moo tax annonce yi ngay gis Facebook ak yooyu noonu yëpp la majeure partie duñ ay GP parce que actuellement avec corona bi nii mën nañ ne 75% des GP ñu ngi toog demuñu tuñ parce que beaucoup de pays y a des restrictions comme Europe par exemple mën nañu dem ay États-Unis ay Turquie grawul Maroc yooyu yëpp c'est ouvert mais la majeure partie des pays dañoo am ay restrictions Europe actuellement un GP mënu fa dem dafa toog fii nii léegi après am na beneen affaire aussi mooy pour nga dem nii yeneen pays sax sa bakkee nii duñ ko fekkee chaque fois aller retour dañ lay defal test dañ lay defal test aller retour te xam ngeen test nasal bi moom c'est pas évident parfois dañ la koy defal sa yuur bi di yëngatu après assurance bi li jëm si wàllum assurance boobu parce que test boo xam te ne dafay dugg ba fii si kaw dafa kawe de surtout parfois ñun chinois yi ñu koy defal xam nga chinois moom yàlla xam doy na moom affaire yu bëri du metti si moom léegi léegi wàllum assurance bi maanaam man sama bopp laay mën a waxee ñun attestation bi su ñu ko defee attestation boobu mooy service de garantie c'est-à-dire que yow soo joxee ñetti mbubu yooyu moo si nekk su amee benn mbubu bu réer ñu ñoo la koy fay parce que suñu responsabilité la nekk yow soo xasee ba signé ba fay ñu suñu xaalis ba ñu tamponel la cachel la suñu responsabilité moo engagé wu lépp ñoo koy toppatoo lu si manqué ñu ñoo la koy fay lu si yàqu ñu ñoo la koy fay non waxuma sax yéen garantie loolu pour man garantie laa koy tuddee yéen garantie goo leen di defal kii mais tey jii nii par exemple chauffeur auto bi day dem assurance dem assuré wu fenn ndax yéen GP en tant que nga xam ne da ngay liggéey export ak import export est-ce que xalaatoo leen wala amagoo leen kenn assurance société assurance yi fi nekk yoo xamante ne dañ leen pour cas bu fekkente ne cas yu waaw loolu dañ koy def am na yenn assurance yu nekk si dëkk bi mën nga dem assurance nga assurer sa société bi en globalité ngay assurer c'est-à-dire que si biir assurance boobu noonu pour en cas de perte de bagage mais aussi bul fàtte ne comme responsabilité compagnie bi mu ngi si biir parce que compagnie su réeree sa bagage aussi moom moo la war a fay compagnie su réeree sa bagage donc assurance boobu déjà foofu am nga benn assurance compagnie yi moo lay war a fay dala naan lan ak lan moo si nekk valeur lan ak lan nga bind ko nga déposer ko dossier aussi yow tamit ñun personnellement dañuy dem si assurance benn structure bi délivrer ay assurance ñu ne ko dañoo bëgg assurer suñu entreprise ñu assurer ñu ko. loolu laa doon laaj léegi nan ngeen di def par rapport ak par exemple bagage boo xamante ni yàlla tere ndog-ndogu àdduna mu réer compagnie bi trouvé ko. mais bi ñu ko trouvé da ngeen a fekk ne am na ci loo xamante ne jot naa send. bon boobu yéenay obligé fay ko wala compagnie bi moo koy. bon pour wàllum compagnie yi ça dépend am na yenn compagnie yoo xam ne seen fay dafa gaaw am na yoo xam ne dafa yéex comme compagnie tubaab yi ñoom seen bos xaw na gaaw tuuti parfois soo réeralee suñ toogee benn durée dañ lay jox par exemple 15 jours suñ ko gisul dañuy xam ne bagage bi kat mënuñu koo gis parce que ça peut arriver ça arrive fréquemment même mën nga dem di enregistrer soo bàyyi xel si ticket bagage bi ngay jox nga war a dem France femme bi juum def bagage bi mu dem New York su demee New York c'est-à-dire que bagage bi New York lay dem mais su demee New York ñoom dinañ ko dellu si waat mu ñëwaat Sénégal bu jógewaat Sénégal soo ko demaat France mais nag yeneen problème yi am mooy su bagage su étiquette bi xottee ko si diggante bi maanaam su nekkee si machine yi di traverser di dem pour dem si avion bi su xottee ko là-bas nag moom foofu la problème dëgg di am suñ leen parfois mën nañ bañ a xam lan la ñoom dañ koy yóbbu destruction parce que tubaab moom loolu foofu si su gisee benn destruction maanaam bagage soo nekkee si aéroport ñu gis benn sac bu ñu teg ñu toog 5 minutes gis ñu ku moom sac bii nii zone boobu yëpp dañ koy ci évacuer defar benn rideau léegi ñëw indi ay chien renifleur indi ay détecteur de même métaux et consort suñu leen indee pour xool maam si biir amul bombe ou bien amul lu ñuy tere parce que dañoo ne c'est pas cohérent nga fekk benn bagage si aéroport boo xam ne kenn moomu moo tax soo nekk si aéroport yi da ngay dégg lu si bëri ñu naan n'abandonnez pas vos bagages ne laissez pas vos bagages sans surveillance aéroport yëpp da nga koy dégg dañ koy dégg si langue bu nekk uniquement pour nga bañ bàyyi say bagages foofu noonu man cas bi may wax moo di ne gis nañ sa bagage gis nañ ko
mais nga ñëw fekk ne dañ koo xool léeg-léeg ça arrive ci yenn aéroport. waaw loolu daf ñu doon dallu si bëri si Dakar bii nii maanaam da ngay ñëw arrivé sa bagage ñëw si tapis bi nga fekk ñu ubbi ko ñu jël téléphone yi ou bien jël cheveux naturels yi wala yooyu noonu après nag temps yooyu nag kaas nañ ko ba arrêté woon na mais ak Covid bi nii comme que flux bi bëriwul loolu moo tax aussi xam naa dañoo xaw a calmer tuuti mais ba léegi ñu ngi doon wax ne nañu compagnie yi dimbali ñoom ñuy taxaw fi ñuy décharger bagage yi taxaw bagage bi di liggéey si tapis yi parce que foofu rek lañu mën ubbee si biir soute bi suñuy décharger na kenn dugg foofu fa la ñuy teppee lépp jël lu ñuy jël wala suy avant mi dugg si tapis bi foofu la ñuy defee lu ñuy def mais yaa ngi wax sànq waxu assurance ak compagnie bi dalay fay wala mën na gaaw mën na yéex mais le plus souvent ñuy dund loolu yëpp kenn du leen fay c'est des tracasseries yéeg wàcc ba dul jeex après nit ki gedd est-ce que yéen tamit jotul ngeen def benn mobilisation générale derrière ça fexe ba ku réer la nga kuñ porter préjudice mën na réparer préjudice boobu bon loolu aussi xam nga lu ko awa doon lay sànq moo indi benn dajaloo bi ñu def maanaam benn association bu regroupé GP yu nekk Sénégal yëpp yu dem toutes les destinations la ñuy woowee ADIS association des distributeurs de colis express moo indi dajaloo boobu association boobu am na ay papiers am état reconnaître na ko am nañ GIE aussi léegi loolu moo tax si tànk yooyu lañ nekkoon di ko dox mais ak mbas bii nii compagnie yu si bëri dañu newoon il faut ñu xaar léegi pour au cas où suñu amee kenn ku am benn problème si bagage am bien genre yooyu noonu association bi mën porter combat boobu noonu. léegi awa yow est-ce que doo ñëwal ci prix wu transport bi. prix bi comment. mooy nombre par kilo ngeen di yóbbu nan ngeen di yóbbee comment faire pour être GP déjà. waaw pour être GP je pense que ni Louise c'est simple hein, comme ñu bëri nuñ la koy laajee il suffit que rek déjà nga am visa ci dëkk bi nga xam ne moom nga bëgg a def fexe nag nga def sa ay publication mais tamit comme léegi mbir mi dafa doy waar moo tax il faut que nga utal li nga bëgg a def nga créer sa entreprise utal ko say papier am sa ay NINEA am sa carte commerçant am sa import export yooyu yëpp nga xam ne garantie nga sa bopp wane ne ni kat yow société nga taxawal société boo xam ne dafay yóbbu dafay indi mu garantie la yow ci sa bopp ak out assurance bi Oustaz Mouhamed doon wax léegi mooy assurance ci sa société assurance ci bagage yi nga xam ne yaa ngi koy yóbbu muy dem ak ñëw je pense que loolu moom ngay mën a soxla après pour mën a def GP mais beneen bi comme ni nga waxee ci prix c'est au kilo. tarif la boo xam ne ñëpp ko bokk wala selon les pays la wala ku nekk nga def tarif bu la neex. de un selon les pays parce que tey jii nii prix bi nga xam ne tey boo doon yónnee États-Unis ak prix bi nga xam ne tey mu ngay yónnee en Europe wala en Afrique prix yi déjà bokkul dëkk bu nekk ak prime la. ci dëkk yi beneen bi mooy que ni GP bu nekk am na ay prix yu muy def mais tey dafa bokk ci xeexu association bi ADIS bi Amadou doon wax léegi que prix mu am barème ñu nekk tey jii nii 1000 francs kenn du wàcc ci suufu 1000 francs mooy que ni GP du amul droit yóbbee 500 ñëpp 1000 francs la ñuy yem ñu ne 5000 francs kenn amul droit yeeg plus de 5000 francs GP yi 5000 francs la ñuy yem loolu combat la boo xam ne ADIS mi ngi koy mëne parce que dañu gis ci liggéey bi mooy que ni dañuy gis ni GP bu nekk ak prix bu muy yóbbee mais néanmoins dëkk bu nekk am na prix boo xam ne fa lay yem léegi nag ñi raas ñëw bokk ci mooy ñi nga xam ne benn Louise la rek tey jii nii bu xëy bëgg a voyager woo aw damay voyager de mais dama bëgg a GP waay comme dañoo bëgg xaalis sénégalais sama bagage yi laa utal ma ay bagage te dañ ci teg bëgg lu yomb léegi yow yaa def publication bu war a ko bagage takkal ko après moom mu dem yoonam encaissé Louise boobu tey bu amee téeméer ba 250 sax da koy jël parce que danaan man naa compenser sama waaw sa jikko la yàgg nga koo def naa compenser sama dama yóbbu gratuitement moom aw lu mu la xam boo yóbbee bagage da nga koy fay pour mën a compenser ce billet moo tax tey jii prix bi pour mu doon prix boo xam ne ñëpp dañ ciy méngoo ça va être difficile parce que ñi nga xam ne ñoom nekkuñu ay GP ñoo ci ñëw def fixer mais aw beneen genre arnaque dans le sens pas très lourd da ngeen koy def mooy da ngeen di yóbbu kilo par exemple à 8000 francs par exemple benn prix laa joxe noonu
ngeen di yóbbu prix enveloppe 8000 francs kilo 8000 francs di yóbbu enveloppe 10 000 francs quand même. nga mais léegi enveloppe teg ko ci balance kañ lay daanu. waaw léegi ngeen def ko 8000. non si c'est impossible. dafa am mais bagage enveloppe yoo xam bi ne sax non mais attends taxaw awa enveloppe bi jëlul la benn kii benn sax 2 grammes même pas. waaw lii nekk kilo di def 8000 francs enveloppe bi gën a cher kilo. waaw li ne ci biir enveloppe bi nag. mais loolu sa yoon waru ci nekk. ankay sa yoon da cee war a nekk. voilà sa yoon daf cee enveloppe duñ ko ubbi. dafa am ay yeneen accessoires non enveloppe sax dañ koy ubbi si boo yendi enveloppe. dañ la naan bu ko tëj boo ñëwee dañuy xool li nekk ci biir enveloppe parce que enveloppe sax mën nañ ci dugal ay bagages mais enveloppe bi li ciy nekk des fois papier bi ci nekk ngay transporter. mu nekk papier wu jàmbur. tey jii y a des risques ci buñ la jàppee ci loolu gis ba papier boobu noonu nga xam ne papier jàmbur la nga koy transporter. mun nañ la tey toppee faux usage faux. tey beneen bi mooy que ni liggéey bi xam nga liggéey bu nekk rek ak ay normam tey norme la boo xam ne bu nekk si biir GP yi mooy que ni du bagage yëpp la ñuy peser. tey téléphone boo ko indee kenn du la ko pesel enveloppe boo ko indee mu nekk ay papier waaye mais pour def enveloppe bi papier bi mu doon kilo moom xanaa kii koñ ba yëpp lay dajale papier yi indi ko pour mu doon enveloppe bi pour mu doon kilo bi. waaw mais waru gën a cher kilo bi. ankay moo ko war a gën a cher parce que li ci ne. loolu maanaam parfois di nga ubbi ay enveloppe la majeure partie des enveloppes yi ñuy yóbbu ñun ay ñaan la nit ki dina jël enveloppe am. dem si sëriñ ñaaru jaabu. xaaral rek ma ñëw dina jël benn 300000 am. dem si sëriñam. sëriñam defara ko ñëw jox ñu. mu ñëw ne du ñu fay ñun benn 10 000 francs nañ non da nga ko war a peser. te fay na sëriñ bi 300000. c'est-à-dire que yow mi servi de cordon ombilical diggante Sénégal ak fële. yóbbu ko d'un pays à un autre te GP ñu si bëri ay noble lañ. condition yu ñuy daj maanaam sa ndigg bi. du ko fekkee de soo voyagé chaque semaine mais ñoo koy yóbbu. parce que yaa koy yóbbu yow yaa ko koy transporter sinon am na yenn ñu officiel yu gën a professionnel que ñun ñoom ñëpp duñ ko nangu jël yooyu. mais bu liquide nag saafara yeeg yooyu. yooyu yëpp même chose la. c'est plus cher d'habitude. c'est plus cher d'habitude. ak béjjén. béjjénum la. ah déedéet waaw. liquide bi noonu koy def. liquide bi d'habitude si bouteille la nekk. ñun moom liquide su xawee lëndëm wala xawali sax duñ ko yóbbu. liquide bi na doon lu leer loo xam ne dinañ xam ne lii kat composant yi c'est clair ay sunguf la wala genre yooyu. sunguf non mun na bañ a leer parce que bu dee dañuy raxas daa def ko ci kii day ñuul xam nga. mais bu ñuulee boobu di nga xam ne lii carrément. encre la waaw ci encre bi lañ ñu def noonu mais maanaam mu doon loo xam ne lu dang lu concentré. yooyu duñ ko yóbbu parce que su concentré woo xamoo yow composant yi. li ci nekk lan ak lan la xam nga ñoom mën nañ yegg foofu après ubbi ko ñu extraire lu ñu soxla te ñun moom loolu duñ ko yóbbu. c'est-à-dire que prix yi moom waroo basé wu lépp GP su ñëwee GP gars yi dañoo yaakaar ni lépp kilogramme la. ça se passe pas comme ça. kilogramme mën nañu wax ay lekk. ay yére ay tissus yooyu noonu amul problème mais tout ce qui est électronique tout ce qui est papier tout ce qui est les trucs traditionnels là c'est pas par kilogramme mais c'est à l'appréciation du GP. mais quel que soit le cas ñoom ñaar dañuy toog avant muy dem nga ñëw mu ne ko ah lii la mu ne la lii lay fayee ko soo leen d'accordé mu yóbbu ko soo leen d'accord aussi mu bañ ko yóbbu nga dem xooli yeneen affaire yu si gën a siiw yi yu mag yi nga dem yóbbu ko si ñoom ñooñu soo demee. li ma jaaxal mu yéen ñooñu léegi ngeen tolloo prix. léegi da ngeen ñuy may ñu def vidéo. mosu la tolloo prix. léegi ngeen jege DHL de xaaral ñu xool vidéo bi ñu ñëwaat. trop baa ngi nii gis ngeen ngi nii ça se voit. léegi plus may sotti nag plus drogue yi di ñëw xam nga ko plus may sotti gis ngeen affaire yi nii mi ngi nii xam nga ko mi ngi nii de ah waaw li lépp drogue la woon ba fees waaw mi ngi nii gis ngeen yooyu di watte donc ngeen def attention daal man daal loolu laa andi ko. lii pour nga mucc sax yàlla moo lay jàppale. mais lépp vérification rek la. parce que kii au moins mu ngi vérifier avant muy dem. xam nga diw bu nekk ci bouteille boo xam ne. dañ koy ubbi. lu mu nekk bouteille daal ak lépp da ngay ubbi. soo mënee def ay incision sax nga inciser xool lu nekk si biir. xoolal bi mais te amuñu son. salon xamul tax mu soxal. dina fi xew de bu bees. ok bu ñu castré normal. normal ay kuno def ci nii ay assisté nii te mu liggéey. nga lii ñaaw naa sa mbokk sénégalais. kii daan doole. yoon njabootam.
mu ngi nii ah. drogue moo nekk ci biir au lieu de. lu bees Casablanca couleur bi waaw major major. encore une fois ngeen def attention deneen bi. tout ça li daw na yaram quand même parce que c'est-à-dire que bu fekkee ne yow jàppewoo sa bopp sa morom nga jàppee ko sa bopp. yaa problème et souvent lu Amadou doon wax sànq koo xam ne xam nga ko yàgg na yóbbu bagage yàgg nga ko fréquenté ngay def jëf ju ñaaw boobu. c'est-à-dire que bu fekkee nit ki wor la waaw c'est-à-dire loolu mooy kàddu gi nga xamante ni moom mooy da nga abusé ci confiance bi nga xamante ni moom la am parce que je pense que ne ak dame bi ñuy wax. drogue bi ci dàll lañ ko dugal. waaw moom je pense que Maroc la woon sax aussi si semelle bi. suufu semelle bi lañ ko dugal loolu laa wax boobu si HS bi la sax. maanaam benn lii bi am Maroc foofu noonu je pense que même dernière vidéo bi aussi Maroc la woon même chose la woon. genre soo xoolee sax suñu gars yi remonté voilà soo xoolee benn réseau la war a doon parce que mais kii ñu am photo nii war nañ ko xam war nañ ko jàpp war nañ ko waaw mais nee nañ dafa daw laaxatu kenn gisatu ko loolu moo tax gars yi di partager photo mi si réseaux sociaux yi pour ko gis fenn rek mu mën ko signaler man Maroc moom li ma fay dem yëpp xam nga boo ku yàgg a dem Maroc di nga xam ne boo ñëwee ci aéroport bi am na fa ay sénégalais yoo xamante ne loolu mooy seen métier say bagage ñaata la sa sac amoo kii nii dama yoroon benn kii bu war a dem Dakar ak yooyu doo ma ko yóbbaale léeg-léeg ñu jox la ay journal yoo xamante ne dañ lay wax yóbbaale ko man moom j'ai catégorie mission laa ñëw et dugguma ci loolu nga xam ne kon jikko c'est-à-dire mënoo ko tuddee jikko ju yàqu wala soxor du c'est-à-dire ci cas bi nga xamante ne moom la ñuy wax parce que nit ki nga xamante ne yow xam nga ko mu wóor na leen ne kii mooy situation nga utiliser innocentam daal di koy yabal foo xamante ni ba pare xawma lâcheté laa ko mën a tuddee ragal goo xamante ne yow biñ ko jàppee mu wóor la ne ni soxna si nii moom laalewul dorog jegewu ko te nar nañ ko tëj 2 ans ci suufuk tumuranke ci réewu jàmm affiché wul nga ne man la ko def ñaareel ba mooy li Mouhamad wax tamit lu mat a bàyyi xel la ab métier boo ciy dugg ci 100% boo ci duggul bul nangu yóbbaaleel kenn dara mooy final macha allah lu tax nit lu tax sénégalais mën a lor moromu sénégalais waaw ak conscience tranquille waaw moom doy na war ñu naa leen vraiment seen métier à risque la yàlla na leen ci yàlla musal ndax dañuy daan doole parce que ñu koy def ne presque ay jeunes la xam nga bu njëkk ba maire la woon maire léegi dañu màgg mootuñu sax loolu ñoom ñuy ay xale di def loolu xam nga yow bu njëkk ba pour nga am ku la yóbbanteel sa mbokk bi nekk fa sa problème la da nga sonn mais léegi da ngay togg fii léegi sa mag ne indil ma lii nga ñawal ko jox ko mu yóbbu ko mais boo ci demee di si dugalee ne pour mu ko gàllankoor loolu vraiment man xaw ma ban affaire xam nga tey mënu ma jël sama tissu awa dafay dem ne ma ko joxal ma ko sama rak parce que dañ koy ngénte ma dugal ci loo xamante ne nii lu koy lor la mu yegg ba foofu ñu téye ko man ma ni patt toog loolu moom su ma tëddee du ma nelaw ki def lii moom à part GP ki def lii moom mën na wane boppam su wane boppam sax xëy na mën na yàlla mën na ko dimbali moo gën muy sànq doomu jàmbur bi parce que benn rek mais am na yu bëri loolu am na yu bëri ñu nekk ci kaso yi yu bëree bëri réewu jàmbur yi xoolal man benn maire bu ma xam mi ngi kaso Tëngéej ça fait 3 ans bu yiw dañ ko dénk doom ak poupée fekk loolu moo ci nekk ci biir poupée bi waaw xam nga maire dañuy yërëm kooku nee na jàpp kooku nee na jàpp jamono jële passé yaa ngi waaw doom bi nag passé mu disparaître nag non bébé bi nag bébé bi ak poupée mu dem yoon ba tey ji ba sànq léegi bébé tamit kenn récupéré wu ñu jël ko ba tey ba sànq mu ngi Tëngéej gi xoolal ba tey ba man loolu dama benn maire bu yiw at yi passé université colis bi jaaroon ci mosquée bi te nekkoon dorof mi ngi noonu moom doy na waa affaire GP moom xam naa ne moom bu yeboo ngeen di ñaan yàlla musal leen parce que lii moom sax da nga koy dégg moom toujours man am naa ay doom yu GP dama naa ubbi leen ngeen xool da ngay naan ubbi leen ngeen xool da ngay gis dañuy lëmës ba mu dëgër pardon moo ma jaaxal. am na solo mais ban mobilisation ngeen def derrière ces genres de cas là bu fekkee da ngeen gis ne seen benn mbokk GP am na tolof yu bu mel nii ban sensibilisation ngeen def ban mobilisation ngeen def pour mu jóge ci tolof wala pour sax au moins gis ay mbokk kan moo ko yónni woon. bon déjà que il faut savoir que juridiction yi maanaam Sénégal législation bi mu am ak Maroc du bokk. c'est-à-dire que yow su nekkoon Sénégal ni nga koy mën a appuyer ak su fekkee Maroc la du bokk ñun lu ñu mën actuellement mooy comme li ñuy def di jéem a di sensibiliser di jéem a di def ay recherches pour uniquement retrouver la personne qui a donné le colis à la dame
instant bi loolu lañ mën a def de notre côté ici mais ñu nekk Maroc aussi ñoo tamit ñu ngi seet ut ay avocat pour jéem ko assister pour wane ne kii kat diw moo ko joxoon colis étant donné que peut-être amoon na ay témoignages yooyu dina ko mën a aider actuellement si loolu ñu toll mais su nekkoon ne Sénégal la si lay gën a simple si lay gën a mën a su nekkoon dafa def ay attestation ne diw moo ma jox colis bi fii la war a jógee dem fële loolu lay indi comme preuve après c'est tout. Maintenant on voit qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans d'autres pays yoo xam ne ay France Espagne Italie fu nekk ay GP ñu ngi foofu nekk ci kaso yi parce que dañu leen joxoon colis boo xam ne baaxul léegi ban taxawu la suñu ministre yi fi état Sénégal am ci ñooñu noonu Sénégalais de l'extérieur yoo xam ne dañu nekk duñu ay Sénégalais de l'extérieur sax mais dañu nekk ay doomu Sénégal dem di voyager gàllankoor topp leen ñu tëj leen ci kaso yi foofu te ñu ci bëri ñu ngi foofu amuñu benn visite seen ambassade amuñu benn taxawu seen dëkk. waaw su fekkee beneen dëkk la bu nekk ay États-Unis ak France seen doomu réew fu mu mënta nekk lu mu mënta def danañ am ko taxawal. mais Sénégal amuñu assistance boobu. bon ñun moom yëgaguñu assistance boobu franchement mais nag peut-être ak nu ñu formaliser suñuy choses ak suñu association beeg yooyu noonu peut-être ñoom dinañu gën a mën taxaw au cas où suñu amee yenn pépin fenn si benn dëkk ñu mën a yónni ambassade ou bien jëlal avocat diw ki am problème yooyu noonu pour ñu mën ko taxaw mais juste li ma xam boog mooy ba actuellement nii amaguñu benn assistance si domaine boobu noonu mais aussi il faut rappeler que comme li may wax rek GP chose bu noble la pays yu ñuy dem États-Unis Espagne France aéroport bi suñu duggee dañuy jox cër su nit ñi rang fii dañu naan GP yéen aw leen si priorité doo leen rang dañuy di dem taxaw su nit ñi toogee fee di xaar salon yéen dañ leen di dugal si beneen salon de luxe teg leen foofu noonu dañ lay jox cër da nga ñoom xam nañ ne yow yaay doxal seen ci économie Sénégal fii aéroport yi parfois dina am benn jamono xam ne GP yi kese ngay gis ñuy jël Air Sénégal ou bien beneen compagnie di dem sans ñoom comme vol yi day vite wala à moitié lay demee c'est-à-dire que dañu war a jox cër bu ñu yellool mooy ñu jox ñu considération xam ne ñii kat lu ñuy def nii c'est une chose primordiale parce que GP kese ngay jox bagage à 22h le lendemain à 8h du matin borom jot si c'est-à-dire que yow da ngay dem tëdd sa kër moom mu voyager lendemain 8h borom jot si bagage am donc kooku noonu amoo fayam loo ko mënti fay kooku amoo fayam voilà te dafa metti ak conditions yi ngay xam nga bourdonnement avion bruit avion riir yi suñ maire yu si bëri ndeysaan ñoom ñu si bëri seen yaram yi day dem ba déformé wu ñeneen day am problème nopp parce que riiru avion si boppam ni muy def nga siy dugg chaque semaine di dem di ñëw laa rek beneen coono la donc kooku yow amoo fayam da nga ko war a respecté jox cëram te bàyyi ak métier lu ñuy woowee GP Covid am nañu si bëri GP Covid GP Covid mooy ñi nga xam ne bañ xamee ne frontières yi dafa tëj yoon yi tëj ñoom ñu ne acca damay ñibbi Sénégal bàyyi ma defaale GP après soo ñëwee Sénégal te bagage jàmbur def loola neex après kooku lan lay def client bi dafay dugg si Facebook ou bien feneen di kaas ne GP yi lii GP yi lee te fekk ne yow da nga gis prix bu yomb rek daw maanaam qualité dafay am prix pour nga def une chose de qualité da nga war a fay le prix. GP daal ñun ñëpp mën nañu nekk GP. moo taxit GP moom ku yóbbu bagage rek joxe. waaw mën nañu ko. non mais xam nga kuy yóbbu bagage rek. dafa mën ngeen commencé si seen métier. loolu moom du question 6 yow mën nañ la jox bagage yow mu ngay voyage ñu jox la bagage nga yóbbaale ko c'est simple. yow mu nga jàppee ne loolu c'est simple mais ak ni ngay sàmmee bagage yu jàmbur ak àq bi nga koy jox. ak délivrer le colis à temps. loolu ñu bëri mënuñu ko. parce que un voyageur normal su yeggee xam nga lan lay njëkk a xalaat. tëdd nelaw. GP ñun dañuy toog 48 heures duñ nelaw suñu waree voyager par exemple mardi soir suñu yeewoo le mardi matin avion xam nga mënoo si nelaw confortablement soo nelawee 30 minutes le mercredi soo yegsee da ngay enchaîner livrer ba 20 heures dem tëdd soog a noppale ko loolu voyageur simple ñu si bëri. waaye am na koom moo tax am na koom de. am na koom. am na koom bi dañoo yaakaar ne am na koom noonu mais. mag du fecc yàlla naa. xool du nangu de. mag du yomb ci Sénégal xool moo tax ma la mag du fecc yàlla naa de. waaw léegi mi ngi doon nag. waaw mais est-ce que bu leen bañ ñaan ko am koom bu rëy tax du ma sol sama arrêté leen am na kii rek mu caat rek GP wuy ma am na mu caat du ma sol sama mbubb 150 bi toog fi di wax te mag du fecc yàlla naa de. am nga mu caat est-ce que am nga koom bu rëy boobu ñu tax ngay. maa ngi sant bu wér. kon voilà. waaye itam sant leen sant leen. akay ñun wax ba ñun nii ñoo ngi sant de. Soxna Louise lu ñuy mënti wax mooy liggéey bu nekk ñu ngi. oui dañuy yóbbu bébé ay ku toll ni man laa. non loolu moom ñun bokk duñ ko def. personnellement man parce que loolu ku nekk yow yaa war a ut. loolu si compagnie yi am na ay personnes accompagnant maanaam lu ñuy woowee PME wala genre yooyu noonu. yow mosoo yóbbu bébé. mosuma yóbbu bébé.
yóbbu nit moom ak ku mën ci doon di nga ko yóbbu moom. mais bu yóbbu nit doon ko facturé. ñun bagage rek lañ xam. dama am bébé bu war a ñibbi. nit du ma yóbbu nit. non loolu da ngay dem loolu. maaleykum salaam. waaye sa xarit la Mouhamed. Mouhamed naka nga def. waaw. maa ngi lay ziar ngeen def. ñu ngi sant ñu ngi lay delloo ziar naka seen weekend bi. ça va ñu ngi sant bu baax. waaye sant yàlla bu baax a baax naka mère. mère elle va bien mi ngi tare ñu ngi koy ñaanal. alhamdulilah. ma dégg naa ñaani Mouhamed yi macha allah keroog yal na ko yàlla nangu. amiin yaa rabbi. seen ñaan yi yal na ko yàlla nangu parce que yaay moom mooy poteau kër. dëgg la. da nga poteau kër yaay dafa fort. am na solo. amiin dama doon wax rek seen kii par rapport kii seen sujet bi. waaw. bon parce que xam nga doo xoolee seen secteur bi si je vois bien affaire du GP suñu si waxtaan affaire transport la. te man lu ma xalaat mooy si sama xam-xam mooy transport dafa am ay législation dafa am ay règles. ay règlement. bon parce que nu ma jotee gis nii kii di expliquer macha allah maa ngi koy encouragé parce que c'est des jeunes yoo xam ne ñu ngi ibbi sax yeneen secteur développé yeneen secteur. parce que doo xoolee secteur bu nekk am na ay niche. te da ngay xool léegi Sénégalais yi ku nekk a ngi wut benn niche kenn foo xam bi ñu wut nu muy gagné sa temps wam ni muy liggéeyee mais est-ce que secteur boobu c'est encadré ban genre législation la ñuy utiliser. est-ce que ñoom am nañu benn système boo xam ne benn plateforme boo xam ne pour mun a def tracking bi en cas de perte en cas de vérification parce que chaque jour actuellement dafa am ay informatisation de l'État yoo xam ne dañuy am li yoo xam ne dañ koy def ay base de données. est-ce que ñoom réellement am nañu loolu connaissance yooyu parce que léegi damay gis léegi képp ku dégg na mi ngi dox sànq Mouhamed wax na ko. lii mi ngi dox rek le mimétisme imitation bi ñëpp daw dugg wi lii day dox ko gis léegi statut am dama soo bëggee GP Maroc nga yéen soo bëggee GP France nga kii ma soo bëggee GP donc est-ce que secteur boobu ñoom sa bopp maîtriser nañ ko parce que man lu ma gis nii c'est un secteur boo xam ne ñoom xëy na ñoo c'est pour gagner de l'argent mais c'est un secteur à risque. Il y a énormément de risques. nit ki lu muy def mën na si gagner xaalis mais aussi na jël des risques minimiser les risques pour ne pas avoir de problème. léegi man dama ko bëggoon laaj rek naka ban genre législation et foo xam ne ñoom seen bopp ku soxla tey nii sa jox leen sa marchandise wala jox leen sa kii nii fan nga mën a dugg ci ban plateforme pour mën a suivre que sa marchandise bi nii ba nga jox sa waa ji nii tel jour lay egg tel jour lay kii est-ce que ñoom seen yan assurance la ñuy utiliser ak ban genre Incoterm la ñuy utiliser. te kay moom si boppam parce que affaire bi il faut professionnaliser man nag lu may reprocher toujours rek au Sénégal. dañuy dugg ci dara mais da ngay dem ba ci biir bi ci après rek y a un peu de l'amateurisme da ngay toog bi ci ak gis benn société canadienne wala benn société française ñëw def la même chose def même kii bi créer benn start-up def benn foog rek daal di rafler tout le marché. comme genre ce qui s'est passé avec les Auchan rek xëy benn jour rek marché yi xëy benn jour kooku ñëw ibbi même marché ibbi même chose mais nag formaliser ko. rek ñoom ñëpp ñu daanu. di casse oui tout ça là le temps man que ñoom seen bopp est-ce qu'ils ont formalisé ça ñu xool ko. c'est vrai bon xëy na ma def digression comme je fais d'habitude rek comme que taatu la ko béyee. oui dama doon laajte au niveau de seen tout ce qui s'est passé dans les médias ces temps-ci là. mais pour moi dans les plateaux télé j'ai pas remarqué j'ai vu des avocats j'ai vu beaucoup de gens qu'ils ont invités ay sëriñ ay oustas et tout pourquoi ils ont pas invité des gens yoo xam ne qui font la communication. mais communication yoo xam de crise communication politique communication militaire comment parler qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut pas dire am na ñoo xam ne tey su ñu defee sa vidéo tey yow sa au niveau gestuel au niveau de fessier sa kanam nu muy waxee sa bëñ nu ngay réewee sa bëñ nu ngay téye sa moos ñoom ñëpp nu ñuy xam ne ne kii nu muy wax dëgg wala du dëgg bien sûr j'ai pas vu carrément on n'a pas invité des spécialistes dans ce domaine moom xaw a jaax dëgg la alors je vous remercie. merci beaucoup vous avez parfaitement raison. wax na lu am solo yaa ngi woon foofu jël nga ay questions am. pour répondre à sa question am na bu ñuy wax affaire tracking bi je pense que su ma déglu woon si commencement bi damay naan ñu ngi professionnalisé wu. c'est-à-dire que yow bi ñu joxee sa colis. ba colis bi ba nga koy délivrer tout day am tracking en ligne yow foo mën di toll si àdduna bi mën nga dugg si site bi ñun suñu site bokk laay mën a wax di def sa tracking day na naan colis bi quitté na Dakar tey yegg na fii tey colis bi dédouané nañ ko. colis bi ñu ngi en cours de livraison
te chaque fois suñuy ñun dañuy livrer foo mënti nekk si àdduna bi chaque fois suñuy livrer dañ lay woo à l'avance ne la ma xam yaa ngi sa kër ou bien ñu message la ma xam yaa ngi sa kër ma xam sa adresse lii ak lii ak lii la ñu confirmer la suñuy partenaire dem livrer la ba sa kër nga signé soo signé rek ñun automatiquement dañuy am benn truc bi wane ne yow sa colis livré nañ ko te signé nga wane nga sa pièce d'identité signé nga ñun léegi dañ koy jot ci alerte boobu ñun ñu woo la directement ne la ma xam yow yaa signé nga ne ñu ok donc ça loolu tracking mënu ko weesu parce que nous sommes au 21e siècle te aussi dañuy évoluer liggéey boo gis dañu doon évoluer GP bu njëkk ñu si bëri da ngay jëlee bagage fii après ñu ne la ñëwal jël si sa bagage yi yegsi naa mais ñun su fekkee ne dañoo am ñaari option porte à porte la ñëw ba sa kër. dañoo am ñaari option l'option porte à porte ak beneen option wax ne ne yow da ngay ñëw retirer mais les prix ne sont pas les mêmes porte à porte yi moo gën a cher mais c'est plus utilisé dans mooy pays yi nekk yeneen pays ci européens yi sauf la France ak ay États-Unis ak yooyu noonu. am na solo yow sax am nga question pour Mouhamed baal ma jël ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum. allo. allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam ça va. sëñ bi noo tudd ak fay wootee. maa ngi wootee Tëngéej. dalal ak jàmm. naka yitee. ñu ngi sant bu wér. alhamdulilah en fait je voulais juste participer ci émission bi parce que ki woote sama waay la. Amadou Samba si waaw. man la Fallou. Fallou waaw Amadou yaa ngi dégg Fallou. bon bi ma ko xamee yàgg na et puis et tout on a passé toute notre enfance ensemble mais di wax rek ne cours sérieux la franchement. parce que xam naa ko avant muy liggéey bi muy jàng. ba léegi mi ngi liggéey te bi muy liggéey tamit mu ci boole fulla ak fayda. te kenn xamee ko tamit caaxaan franchement. te moom collègue à chaque fois di ko jot à temps. te doo ci am problème. te tamit soo amee retard dina la wane ne collègue bi dafa day am retard lii wala laa donc loolu tamit mu nekk loo xamante ne nii c'est à souligner quoi. c'est important. voilà c'est ça donc booy maa ngi lay encouragé bu baax di wax ne bonne continuation. merci. kii renforcement la. xaaral da nga waaw waaw su ko tee ba waa tribune officielle. xaaral da nga ko yóbbul ba nga. wala su ko tee kii jàpp na ci combat bi. yàlla xam na ne bi may ñëw fii sax loolu laa ko doon wax sànq ma ne ko ñu bëri yegguñu ma même samay waajur yi yegguñu ko. ah mais supporter ñu ngi jóg de am nañu jàpp ci ah mais combat c'est bi. normal télé la aussi nit mën na la gis. waaw dëgg la xàmmee la woote. yàlla xam na li waxoon ne maa ngi dem deeti. samay waajur sax yegguñu ko. léegi par rapport ak GP est-ce que da ngeen wàllu yóbbante xaalis da ngeen ci. bon wàllum xaalis si benn si anecdote bu ñu may reetaanloo bu ñu si mës a am mooy nit mës nañu fekk suñu place parce que dañoo am place Paris. le 6 rue Af chez Laye Diassé mës nañu fekk foofu noonu jox ñu benn colis. colis bi ginaar la ginaar fumé poulet fumé. ñun suñu xel soo ñu joxee yenn colis dañuy ne kii. lan moo tax mu ñuy jox lii. ñu jël colis bi dugal ko si frigo ñu toog bay waaj a départ chaque fois suñu war a départ dinañ jël au minimum 5 heures de temps yoo xam ne pour vérification rek la ñu ubbi colis bi def si incision fekk xaalis si biir. si biir ginaar bi c'était environ 3000 € wala genre yooyu ginaar bi ñu togg ba pare. xam nga ñun déjà colis bi dañ ko beroon ndax xamoon ne y a quelque chose de louche dedans parce que nit ñi nan la nit mën jëlee ginaar de Paris à Dakar. te ginaar bu ñu sax doo. ginaar mooy poulet fumé yi quoi yu ñuy jaayee si supermarché yeeg wala genre yooyu noonu. kooku dafa bañoon uniquement dem si benn lii fay frais de transfert bi. léegi nag ñun la bëggoon lor c'est-à-dire que loolu soo rombee fenn. effectivement naan yow parce que am na benn somme boo xam te ne waroo ko yor. waroo ko yor d'un pays à un autre foofu la sama question. voilà waroo ko yor ñun xaalis moom duñ ko laal. duñ ko laal ou bien suñ ko laal mu doon fekk foo xam ne benn Louise la mu xam ñu mu dénk ñu xaalisam te benn somme benn modique somme lay doon. foo xam ne amul benn du bëri daal. mais duñu passé mu limite buñ ñu wax ñu yem fa. Louise moom ça dépend de chaque pays. boo mënee awal tam nga passé ko. non ku joxe ginaar am na ñoo xam ne amuñu xel ndax même moom bu dofee ñi mu fekk si dofuñu xanaa benn ginaar rek nga jëlee ko Sénégal ba France ba Sénégal. doo yóbbu xaalis bu fii. xaalis bu. awa de lépp lay yóbbu. nit sax da ko yóbbu nit. awa loolu sama vie privée la. waaw sama vie privée la boobu du ma ci wax. mais awa ban anecdote nga ñu mën a raconter loo xam ne dal na la yow si affaire bi. bon man nag yàlla. taxaw ma jël affaire bi ñëwaat. déet awa fan yii mbokk mi salaamaaleykum. doo ko fi waxee. allo. oui salaamaaleykum. waaw na ngeen def soxna si. ñu ngi sant bu wér. noo tudd ak fay wootee. alhamdulilah. waaw dama la bëgg a wax ci affaire yu GP daal xam naa affaire bu wóoru daal. wàññi sa télé bi ndax déggante bi gën a neex. waaw wàññi naa ko waaw. yaa ngi ci waxtaan bi. alhamdulilah soxna si toog foofu dafa mel ne dama koo xamee dama koo gisoon ci
aéroport Turquie bi may laaj ba xam moom la am de dama xamee. moom la. ah day defee wàllu GP man kay bi ma nekk toogee ci aéroport bi maa ngi dégg baat. moom la kii xamee naa baat. moom la. day defee wàllu GP wax dëgg waaw. moom la. dugg foncé la ñëw. moom la. te moom nee na sa làmmiñ la xàmmee sa baat la xàmmee. mais métier bi baax na daal mais il faut gars yi defaat très attention daal. defaat très attention daal waaw. moom lu ngi naan mais xam naa comme ñi voyage noonu xam nga maanaam seen métier. waaw mais waaw. ñu jox leen bagage yi maanaam ñu koy defee prix bu yomb xam naa ñoom tam ñooy gën a yàq kii daal métier bi. am na solo. dëgg waaw loolu baax na jërëjëf. mais bon appétit ci ndekki bi. ah. bon appétit ci ndekki bi. allo. ma ne bon appétit ci ndekki bi. day dégg wala day naan. li nga wax déggu ma ko baax na dafa leeru. non doo mun dégg nguur bee la jàpp nguur bee ko jàpp. oui ba yéen da ngeen di formé ma ko bëggoon laaj yéen da ngeen formé ay nit pour ñu nekk GP. bon parce que. bu leen fi garaaw le GP amul formation. non quelle formation la. ak am formation quelle formation. plus déglu dinañ kay. GP ñu garaaw te bëgguma ñu garaaw nañ ba pare. liggéey boo gis jar na formation. parce que yow am na yenn colis yoo xam ne yow waroo ko yóbbu. nit ku xamul ne GP la ñu jox ko benn colis bu mu warul yóbbu am na yenn produit yoo xam ne dañ ko tere. par exemple dàll bii ma sol am na yenn dëkk waruma ko yóbbu foofu noonu soo ko yóbboo dañ lay def ay amende. et ainsi de suite loolu yëpp nag da ko war a jàng xam ay les bases da nga war a xam les bases ba pare ne liggéey bi lii ak lii lay bañ lii ak lii lay nangu nii nga ko war a doxalee. ni ngay defee attestation yi ni ngay jëlee relevé nit ki ba nit ki yow fu mu mënti nekk du la mënti réer. yooyu yëpp donc jar na formation. man boog sama personnel ñi ma am ñëpp dañoo jaar formation dañ leen di former ñu xam. soit dina jël 2 semaines. dina jël 2. mënoo koo def métier am kii nga fu mu ne nii moom bàyyi xale yi rek. waa dégg waa léegi ku moom yoon bi ku moom tali bi. dañuy dem benn ñëw. mbokk bi yaa ñëw siis léegi de. sama digg bi day métti. mbokk bi salaamaaleykum. na ngeen def. noo tudd ak fay wootee. waaw yéen ci affaire yi GP yi ngeen nekk. waaw. waaw mais nag bon mais nag aussi y a plus de risques boo leen waxul ba léegi mën leen di déglu mais bon parce que déjà ak Covid bi. Covid bi y a beaucoup de risques. parce que da ngay nekk France nga gis koo xam ne day indi bagage ci benn lieu jox leen ko ngeen façon bagage bu nekk mun ngeen am lu mat 100 colis différents. ay enveloppe ay yeneen kii on sait jamais bon yooyu yëpp ça peut être contaminé te day voyager par avion il y a pas de chaleur de avion tàngul donc mun ngeen importer sax affaire bi parce que le fait même nga toucher loquet bunt rek ça peut te contaminer. donc loolu yëpp c'est des risques hein moo tax les colis là boo réceptionner colis nga dugal ko sa sac nga am sa 23 kilos bo et tout ça da ngay xool ñaata nit ñoo indi ay colis ci sac ba nga dugal ko ci sac bi donc colis fan la jaar mu ñëw ba Dakar jaar aéroport et cetera mais donc colis bi mais déjà ça peut importer même cette maladie là. moo tax da ngay war de il faut quand même bon je sais pas peut-être ngeen di koy désinfecter avant di dugal seen valise bi. on sait jamais hein. am na solo c'est important. c'est important ñu ngi lay jaajëfal awa di leen désinfecté. très rapidement yow ak Amadou ku nekk jox ñu benn anecdote boo xam ne dund ngeen ko ci métier bi et que. waa man moom peut-être anecdote bi ma dund fan yi la rek mu def ma ay ree benn waay ju ma woo xam dañu yaakaar ni peut-être ñun xaw ma ay ci bàyyi ma yuy dem la wala ñun duñu ay nit wala lan parce que le gars il m'appelle mu ne ma dama am colis bu ma bëgg nga yóbbul ma ne ko waa d'accord mu ne ma benn kii la ma ne ko kii mu ne ko waa d'accord mu ne ma affaire bi kii la nu mu tudd téere la ba léegi mënul wax parce que mi ngi hésité benn téere la ma ne ko waaw téere waaw maa lay déglu sëñ bi mu ne léegi ñaari téere la ma ne ko waa sëñ bi yow laay déglu de mu ne dama bëgg a benn bi boo demee aéroport fii Sénégal nga sandil ma ko benn bi boo demee ba aéroport France nga sandil ma ko ne ko pardon
sëñ bi nga baal ma de mais dama seeti keneen mu ni déedéet du dara de yow mi amul dara lu la ciy dal mais dama bëgg nga dem mu ne ko sëñ bi moo waa mu ne ko nga jéggal ma de mais nga seeti keneen mais du ma coupé di ree mais nag suñu sëriñ yi ñooñu bëgg a def loolu mais awa sëriñ yi ñooñu loolu dara loolu nekk ñëw ba aéroport rek sànni ko dem waaye man may gàddu ay téere yu ñuy sànni fii di sànni fee ndax dem aéroport wërali ko ñu ko sànni bu la joxoon 3 millions dañ ko sànni de lan lañ ci def doo xam ak pour bal fin la pour bu na pour yàq nit la wala pour moom la wala pour ah clip du egg fenn waa da koy sànni rek vraiment benn bi fii nga koy bàyyi benn bi Sénégal benn bi France xam naa dafa wàcc fu mu nekk Sénégal la nekkoon wala moom fii la ne Sénégal woo ma numéro Sénégal fu bëgg a jógee fi wàcc France foofu dana doon saboté wutewul di ci dëggam la ne Amadou bon man ñaari anecdote laay jàpp mooy benn boo xam ne dama koy dund régulièrement suñu demee benn pays nit xam ne yaa ngi pays boobu da lay naan tibbal ma suuf nga indaale ma foofu noonu boobu dama koy dund aussi sëriñ yee la non mon pays va mal sëriñ ñooñu def Amadou boobu baax na xoolal boo demee see fële léegi Amadou beneen bi aussi mooy parfois nit dina ñëw fi jox la benn 10 kilos cere nga dem ba France wala ba beneen dëkk borom ñëw ne la ñaata kilo la nga ne ko 10 kilos la mu ne 10 kilos cere non du bokk jël fekk yow yaay perte boobu aussi ay conteneur la mooy moo tax ñun léegi depuis lors bi nga ko xawee dund parce que danaan 10 kilos cere du ko ko jaral parce que cere soo xoolee kilo bi fii nii xam nga dafay diis cere bi est-ce que day mot 500 francs le kilogramme léegi moom mu bëgg si fay par exemple benn 15 euros 10 000 francs CFA le kilogramme danaan du ko ko jaral du ko ko jaral nga perte say moo tax léegi yëpp dañoo jël ay moo tax awa lekkoon su soosu cere bi waaw moo tax yooyu yëpp dañoo jël ay lii nga xam ne colis su ñëwee mu doon yenn façon colis dañuy woo borom ne ko ma xam yaa ngi confirmé ne ñu indi la nangam de kilo nangam su waxee waaw ñu koy soog a transporté ndax sinon dañuy dem à perte 10 kilos si GP xam nga ne ki am 23 kilos kooku lu koy desee perte énorme la ñu bàyyi la nga def sa dénkaane dénkaane mooy comme ni may waxee rek nañ jéem gën a jox cër GP yi xam ne c'est des personnes nobles c'est des personnes yi nga xam ne fi ñu taxaw gars yi dañ leen di bàyyi xel si extérieur donc sénégalais moo war a gën jox cër GP fonk ko respecté ko ndax su nekk loolu moom dina ñaaw de dina dem fay ay lu mu war a fay 5000 francs GP dem fay ko feneen 50 000 ou bien 60 000 donc nañ leen gën a jox cër respecté ñu jox leen seen gëdd. genre moo xamante yi nga xam ne dañuy yóbbu gratuitement di yàqal GP yi nag loo leen di wax. bon ñooñu GP Covid yi su Covid bi jeexee rek. moom non ñu def gratuitement ñoom dañuy def gratuitement. dañuy def gratuitement ah loolu moom mënuñu ko tere parce que nit ki yow yaa jënd sa billet yow yaa moom say bagage su la neexee nga yóbbaale gratuitement. mais ñi di def yenn prix yu dérisoires yi uniquement di voyager ñooñu nag moom ñoom ñooy yàqal parce que ñoom ñooy yàqal seen bopp yàq bagage yu jàmbur gàddu aaxu nit te aaxu nit moom dafa nekk lu sensible loo xam te ne waroo ko gàddu. am na solo. aw nga nuyu ma Fa GP après nga joxaale sa dénkaan. waaw Fa borom Maroc waaw di wax ni tamit ni nit ñi bàyyi di wax ni billet GP laa bëgg billet GP amul. Louise tey boo naree voyager billet bi ni nga koy jëndee ni muy jar GP buy voyager noonu lay jëndee billet bi peut-être que nga dem ba yàgg ci compagnie bi ñu bëgg la fidéliser di la may ay points yoo xam ne da lay di nga am plus de poids mais amul billet GP loolu amul ndénkaane bi mooy que ni di dolli rek ci la Amadou wax pour état bi la gën a mën a taxawu gën ñoo mën a jàppale ci liggéey bi xam ne liggéey bu noble comme liggéey yeneen yëpp ñu taxawuñu bu baax mais également na GP yi bàyyi xel bu baax a baax gën a vigilant ci seen bagage yi di xoolaat bu baax ruq yeeg ruqaat yi fu ñu mën a jël seen temps rek xool yenn bagage yi ñu xool ko bu baax parce que defkat yu bon yaa ngi fi te tout le temps dinañ insister di jàllale seen ay affaires kon GP yi nañ gën a vigilant di gën a saytuwaat di gën a xoolaat seen ay bagage am na solo ñu ngi lay jaajëfal ndax Thiam. waaw li aw wax rek ngeen gën a vigilant comme ni ko kii waxee comme seen liggéey dafa xaw a doy waar yal na leen yàlla musal leen ci ndog parce que liggéey bi am na ndog am na ay yu bëree bëri ndaxte tout le temps prison mën na si ñëw mardi tay la leen ci yàlla musal ngeen liggéey ko ba dem retraite waaye boo demee Amérique wala Arabie Saoudite indi ma suuf may nuy GP di nuy sama rakk ji Ndeye Boy Thiam kooku moom dañ war a ñaanal ndax ku ñëw muy tegal fii man may de di lijjanti GP bi ndax talul dara ndax nelaw xool ma dimbali ma xoolal li xew ñëwagoo bul indi xoolal ñi lay jox bagage yi ndax ma mënu maa lijjanti kenn Ndeye Boy Thiam del xool bagage bu baax a baax di ko ziar bu baax waaw fi may jeexalee rek mooy soxna si nga xamante ne tey moo suscité ba métier na amoo ñaan yi wun jox GP bi soo métier ci abus ndax Oustaz Mohamed amul ñaan bu leen mën a jox waaw pour aar leen sàmm leen si am na de
am na jox leen ko baaxee leen ci sama waa ji. non garaaw li xam baaxee leen ci yow tamit nag. baaxee leen ko ñi ñaan ci saag yi. waaw bu ngay takk xanaa wala bu ñu paree. bu ko distraire bàyyi ko concentré aussi. waxal après nga joxe ñaan. maa ngi wax c'est-à-dire soxna si nga xamante ne moom la tolof tolof bi dal. yal na yàlla nit ba waa jooju fu mu munti làqatu ñu mun koo loqati. ba xale boobu nga xam ne moom mooy dëtmal àdduna war a je pense dañoo wax ne liggéey am na fu ñu ko jël contrat boo xamante ni moom la doon waajal moo tax mu ñëw Sénégal yal na yàlla tegg li nga xamante ne moom mooy xat-xat yi nga xam ne moo ci nekk. li ci des après. ñaan bi jox ko rek partagé ko rek ginnaaw ñaan bi joxal ñaan bi. awa loolu maak moom la woon bàyyi ko. ah boole ci da nga koy xañ yeneen GP boole ci sama doom. non xañuma ko yeneen GP yi après mu xam Amadou dinaa ko kii. kon baax na Oustaz Mohamed nee na moo bañ. mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ba suba ak jàmm ak seen mbokk Oustaz Mactar Sarr. yal na yàlla aar ñëpp yal na yàlla suturaal ñëpp yal na ñëpp nekk ci jàmm yal na yàlla def lu bëri suñu poche ak suñu kalpe yi asalaamaaleykum. bismillahi rrahmani rrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. bu la àdduna diggée ni danga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax. الله أكبر الحمد لله.